ñu dem mairie ñu dem mairie. yaay sama titi tara para 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 ni mbëggeelu mu ma la jarul di wax ndax yow mi xam nga laajuma ay miya kilo guro nga am jaba kon léegi lan ngay xaar ñun jigéen say mooy suñu taar ba ci gëj taa ndax yow xol bi dëkk naa ndax yow yéenu di reetaan ndax yow namuma greffage ndax yow falew ma maquillage ndax yow jëm nañu mariage mag yow baby kay ñan si jënd guru papi takk sëy bi li ma bëgg mu ñu dem mairie ñu dem mairie baby kay ñan si jënd guru papi takk sëy bi li ma bëgg mu ñu dem mairie ñu dem mairie yaa ngi def sama bànneex di faj samay aajo xam di def li la war boole woo dara coow bàyyi dara lu des ñu dem mairie ñu dem mairie ñu dem mairie ñu dem mairie baby kay ñan si jënd guru papi takk sëy bi li ma bëgg mooy ñu dem mairie ñu dem mairie baby kay ñan si jënd guru papi takk sëy bi li ma bëgg mooy ñu dem mairie ñu dem mairie ñu dem mairie ñu dem mairie DTV, la magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.
Simon bedelema mandengalo aye mansalo bana ila moila jata ila moila ila mai mofa ululela dugula mina saja Mandeva tasumira Mandeva tasumira Mandeva tasumira mandengalo Sumanguru kante nuru soma karambali somale buju sora nafa bedelema amaboila kala ife yembusa mbala fele kuntu tayel bu boni sindintili When I was young, I lost my mind, my brain see the brand jam. I be all day, from watching TV, call friends in the phone. He come over, keep around the party. That's part of the beautiful, wonderful, successful. I have fun day, we let a friend day. They come behind me, back me, follow me, ask my name. Najali, Mama Jali, Koto Jali, Binti Jali, Bajali, Jalalu Fama, Keba, Dili, Flower, Flame. Dia kontong sejo, imam kontong ajo, dia tonton sele julojo. Prince, Sento Asaman Jalou Kourante. Prince, Sento Asaman Jalou Kourante. Mandengalo
kontaan nag ak waa famille Cissokho lii nag moom Père Sara nga may ma ko tey moom samay baax la ñu wax samay baax la dégg moo tax lépp laay maye ci plateau bu yeboo yulli leen seen poos yi ngeen waajal ma ndax il faut ma def ci dara nag ndax wax na Cissé wax Touré Mandi Mouri moo tax kontaan nañu loolu et on va parler de lui tout à l'heure gën a approfondir li nga xamante ne mu ngi koy def parce qu'il a sorti récemment son album tuddee ko Xel ak Xol et il est en train de faire la promotion de cet opus moo tax nag dinañ ci ñëw si kanam tuuti xam fan la ci toll ak li ngay bi nga xam yëpp def na ko si biir man titre bi ma njëkk a gis mbëggeel la te damay wax faral di wax Père Sall bi waykat yëpp daal mel nañ ni dañoo déggoo ci mbëggeel ndax thème la boo xam ne tey ñoom ñëpp ñoo koy way mais dinaa xam nag moom ban mbëggeel la way et certainement ce sera tout à l'heure avec lui qui va certainement également revenir sur son parcours mais également son séjour fële nga xamante ne moo di ca Autriche ñëw na tamit nag ak ay tons yoo xamante ne bu ñu nee rouge et noir rek ñu bëri seen xel dina am fu ñu dem donc ci kanam tuuti rek ñu gën a yaatal ak ki nga xamante ni moo di Prince Moussa Cissokho on en profite pour vous dire bonsoir et vous souhaiter la bienvenue dans Toi-même tu sais. On va certainement parler de politique. Il le faut. Il y a parmi les 5 candidatures validées par le Conseil constitutionnel une des candidatures qui a fait grincer des dents, en tout cas du côté d'une partie de l'opposition. te ñooñu nag ñu ngi nekk ci biir collectif des 25 yooyu ñu recalé leen ci li nga xamante ne moo di parrainage bi ñu doon def du ñàkk ci kanam tuuti rek Pape Ousmane Cissé dina gën a yaatal ak invité bi nga xam ne dafa tardé waaw ndax man nee naa invité buy tardé du ma ko suturaal dama koy wax mu di Aminata Lô Dieng nekk numéro 2 bu Madické Niang ci kanam tuuti moom it dina ñëw ñu wax ci candidature ki nga xamante ni moo di Madické Niang te nekk loo xamante ni indi na coow bu baax ci biir benn pàcc ci biir langue politique bi. L'actualité de l'internet avec Habi Sow ce sera également tout à l'heure dina ñëw ci moom it mu wax ñu li nga xam ne yépp tànnal nañu ko tey pour ñu waxtaanee ko te mu tànn ko ci biir toile bi. On va parler d'autre chose, ce sera du sport avec l'international Mbaye Sène moom nag ma nga fële ca Lausanne du ñàkk ci kanam tuuti mu ñëw nag wax ñu ci xew-xew boobu nga xam ne association mondiale de la presse sportive ma ngi koy amal tam mu teewee ko ci kanam mu ñëw moom it yaatal xibaar yi nga xam ne moo soxal wàllu tàggat yaram 14 millions de problèmes avec le premier problème boo xamante ne nag problème bi au féminin la ndax moom mi ngi tudd Awa Badji elle sera là moom it waxtaan ci lu am solo mu di taxawaayu ñii di liggéeykat yi nekk fële ca AFTU du ñàkk ñu ñëw ci kanam tuuti ak Omar Seck mi nga xamante ne moo fi teew tey ngir waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ni liggéeykat yi ñu ngi koy dund fële ca biir AFTU du ñàkk ci kanam tuuti rek ñu gën a yaatal ak moom ci lii di 14 millions de problèmes avec Awa Badji. On a 2 événements du jour benn bi nag la loi résoudre seen président teew fi mu di Mamadou Ndiaye le réseau des organisations d'usagers des 2 roues moom it dina ñëw waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni moo di ab week-end de sensibilisation certainement pour port du casque ak yeneen yi nga xam ne rek ñu mel ni Pape Ousmane Cissé di sàcc scooter di ko dawal week-end bi dinañ koy faral di def donc dinañ ñëw ci kanam tuuti ci taxawaayu boobu structure. On va également parler de la sensibilisation sur l'utilisation des stupéfiants mu di benn structure bu nekk fële ca HLM moom it dina ñëw ci kanam tuuti deuxième partie bi gën a yaatal ak li nga xamante ne rek mu ngi koy waajal ci biir commune am donc si kanam lay doon ak ki ñuy woowee Pape Matar Diédhiou on va y revenir très certainement waaye ñu dellu soir rek si suñu ndaanaanu bés bi waaw di Pape Ousmane garaawul dencal rek li sa poos man maa ngi ñëwaat léegi jël si ko ñu dellu si Prince Prince sànq nee naa j'ai failli ne pas vous reconnaître parce que dafa am lu ma la doon gisee ma jékki-jékki rek nga gis yooyu yëpp dañ lu waral lool relooking bi waaw déjà ma nuyu ñu ne si plateau yi sama nijaay ak samay frère sama sœur di nuyu waa Sénégal di gërëm sama yaay di nuyu sama ñi ma àndal sama frère yi waaw look boobu xam nga africain yi dafa sonn waaw si côté bitim réew laa yo foo mënta ne am na nooy melokaan dañ lay sonal comme bu la yàlla dimbalee ngay tukki yu bari des fois day metti nga war a traverser fenn ñu téye la ngir sa karaw la wala der bu ñuul waaw loolu tax ma dagg loolu jékki-jékki rek changé waaw xel ak xol waaw xel ak xol lan lañ ci mën dégg waaw xam nga nit xel ak xol moo ko composé benn bu manqué si nit rek nit kooku day manqué nit te lépp looy def te jiitaloo si sa xel te sotti am na solo
waaw. bi ñu may sànq sur scène boobu mooy ban. bi bokkul sa si album bi dafa nekk li ma doon ma andi ko mooy traditionnel. ma andi leen ko. def ci tradi moderne. ndax gis naa keneen ko ñëw tamit accompagner le sur scène. waaw kooku sama mag la moom dafa jógee Tokyo uniquement ngir tey. très bien. macha allah mu ñëw moom it mu wax ko si anglais lu muy wax mu wax ko si anglais ak si soose moo lay wan ne musique amul frontière. dëgg la. waaw mu nekk nag loo xamante ne nii am na solo ndax sànq maa ngi naan am na liggéey boo xam ne yaa ngi koy def. certes ci wàllu musique. mais Prince tamit c'est un formateur. loolu leer na. waaw bëgg naa nga ñëw foofu ak téléspectateurs yi ñu gën a xam. waaw loolu leer na man tamit dañ ma formé yàlla dimbale ma ma nekk samay rakk ak samay mag bari na daal lu moo mën a wax loolu carrément. mais damay jàng man. ba léegi yaa ngi jàng waaw loolu modestie moo tax ngay wax. waaw damay jàng mais am nga potentiel. bu tax tey nga am maîtrise. ci yenn instrument de musique yi moo xam ay kora djembe ak yeneen te loolu. topp rek di lii benn mouvance lu tax nga mën ko. dafa fekk da nga si sukkandiku bu baax. gën si waslu ak def ci sa temps yëpp pour nga mën a am peut-être potentiel bu la permettre tey nga mën a joxe ay cours nga wax ko ca bitim réew. parce que nag def liggéey bu am solo day baax ñu fësal ko. waaw loolu dafa leer xam nga doomu sëriñ boo juddoo sa baay nekk sëriñ wala say kilifa di nga mën a nekk sëriñ mais dafa am sa xam-xam fu mu yem am na li nga xam ne yaa koy uti. waaw xam nga su ma juddoo fekk sa maam nekk roi de la kora international. moo judd foofu. muy Sunjulu Sissoko moo jógee foofu âge de 13 ans moo dem auditionné ballet académie nationale. mooy ballet Mansour Gueye. waaw ma nekk foofu 13 ans ba 26 ans ñuy def tournée ñuy def ay workshop di jàngal nasaraan yi sunu métier. muy kora djembe fecc lépp loo xalaat yenn matières yi macha allah mais ba tey nag damay jàng. loolu du sama doole du sama xam-xam. du ma si dara loolu coobere yàlla la ak samay ñaari waajur. dëgg la waaw. xam nga ndeysaan dafa wax léegi góor gu baax fii Sunjulu Sissoko. nga xam ni moom ci wàllu kora mais man dama dëng ah. non dëngoo père. booy baax naa ah. waaw yu bees yi la. moo neex ak nga leen. 16 yu bees sama jàpp jaax. xam nga fii Sunjulu Sissoko ndeysaan. dafa doonoon daanaan boo xam ni ñi ngi naan bi fi Sékou Touré ñëwee. fii théâtre national dañoo Sorano. dafa kora ba Sékou Touré dindi chapeau solal ko. dëgg la boobu temps Léopold Sédar Senghor la. le coupe royal bu ñu ko daan wax moom ak Mao Kouyaté. ndeysaan ñu bàyyi fi ay souvenirs yu rafet. te bu ñu demee ba sëtam dégg ngeen li mu wax. parce que deret dafa soxor. xam nga deret li tax mu soxor le sang est très méchant. mais sànq Pessa nga baal ma dama bëggoon ñëw ci benn affaire mais xam naa sama xel dafa am lu ko këf ndax Touré Mandi Mori bi ma déggee tax ma kontaan. dama naroon ne xam nga juddu si famille géwël. nekk ko si yaay nekk ko si papa nekk si ay maam ma wax rek li Pessa di wax. bete nga. waaw sa mbokk yëpp ay kii la ñu doon faw nga mën. li ngay def xam nga ne li ma wax rek bu doon jaan ñaari bopp la yor ku mu màtt kenn du ko lugg. te sànq dama ne le sang est très méchant. waa ji dafa dem ci àll bi di dox ba mu yàgg mu for benn muus mu ndaw indi ko këram. di ko xont defar ko ba muus mi kii daa jël ko kaaf gu rafet di ko jox yu baax ba muus mi toll nii. benn bis mu téye ci buum gi ne di wër ak moom kër gi. muus mi jekki-jekki rek gis jinax. dafa dagg buum gi rek song jinax ji këtt bopp bi sànni xiif taxul mu def ko deret ko tooñ. le sang est très méchant. moo tax je vous félicite. merci beaucoup. mais nag am naa lu ma naqari da nga def Cissé Mandi Mori def Touré Mandi Mori dafoo Njaay Mandi Mori. ñii dinañ ma ko ñaawal fukki at. kenn dama torop Njaay Mandi Mori. am nga suy ñëw baraata di wax say baax baax ñu nangul la ko. xam ne dama cay ñëw mooy këpp boo ma ko sama du sax dinaa ci ñëw saala ko maa ngi koy seetlu de waa ji de Touré Mandi Mori Cissé Mandi Mori mu ne nii rek yaatal di xaar ma ne ko Njaay Mandi Mori amul fenn Njaay jaata xaar rek lii ñun la non mais c'est extraordinaire parce que dafa am loo xam ne ñun en tout cas man bi may nekk xale daf ñu bercé mooy Jaliba Kouyaté mooy wax naan birin tata parinkolia Moussa Diba Moussa ye ko doon dina nga xam sama papa ñu ko daan tegal temps xale ci jamonoy rajo cassette yi boo dégloo derrière kora bi ak yooyu en fait sensation yooyu la ma indil mooy bi ñu nekk xale nga xam ne musique yooyu la ñu xam tey nga indiwaat ko sur scène vraiment
comme ak li Aram wax mooy tradi moderne. bi ngeen ci dugal gis nga déjà kay rappeur la ñëw na tegu na ci. et puis amul benn difficulté ça veut dire que ni liberté wër mooy li nga wax. mooy ne mënuñu impressionné ñi nga xamante ne en tout cas ñooy def musique world comme ni ñu ko xamee. lenn rek la ñu am mooy suñu traditionnel bi nga xamante ne war nañ ko mën a explorer. parce que derrière am na benn richesse bu si nekk. moo tax tey moom vraiment vibré nga ñu xam naa Aram kii moom faaw ñu décorer ko balaa ñu fee génn. ndax lu mu wax ci Touré Mandi Mori. wooy daal am na nu sant. la ma fi gis daal. wooy daal am na sant. waaye am na sant ñun xam nañ ko. laaj mooy nu sant. déedéet may. waaw li ma si jaaxal mooy li ma yoroon may leen ko. te bëgg naa génn am solo peut-être parce que gars yaa ngi yéeg waaw am na ñu ma jot a contacté ñu ngi yéeg parce que lii am na solo mais téye la ko lii naa ko def si Touré Mandi Mori parce que Père Sala nag daf ñuy tendance bi am yor naa fukki dërëm dama xaar sama njaay mandi bàyyi ñun dinañ sos suñu xeex bi dinañ ko xeex suñu bopp jëlal li presque yaa ko moom boobu jëlal xeeb nañ ko loolu waaye boo génne ñu dolliwaat incha allah maa la wax lii su fekkee dañuy dem poñe PDG sax dinañ ko def ko alors ñu ñëwaat ci kanam tuuti si moom si li nga xamante ne def na ko mu di lu am solo encore une fois di sénégalais boo xamante ne nii à l'étranger mi ngi fa am taxawaay boo xamante ne rafetlu nañ ko bu baax ci biir dëkk bi waaye surtout muy préserver un héritage boo xam ni jëlee na ko si ay maamam ba tey nag mu ànd ak njabootam teew fii ci Toi-même tu sais mu nekk un honneur nag ñu dajal fi ndaanaan boo xam ni fii ci plateau bi noonu la ñuy jaaree dem def actualité de l'internet deuxième partie ñu ñëw gën a yaatal ak ki nga xamante ne moo di Prince Moussa Sissoko. Alors, sur Seneweb, on peut lire Industrie du tabac, Philippe Maurice accusé de tricherie au Sénégal et en Afrique. Abi. Effectivement Ndeye Arame Touré beneen scandale amatina ci Afrique rawatina fii ci Sénégal te dara waralu ko lu dul industrie yi nga xamante ne si ñooy defar cigarette ndax dañoo ne ay cigarette yi nga xam ne ñu ngi koy jaay fii ci Sénégal ak Afrique dafa doon ay cigarette yu nga xamante ne entreprise suisse bi di Philippe Maurice moo koy defar mais taux de toxique biñ ci def dafa ëpp li nga xamante ne moo nekkoon normal waa Philippe Maurice nag ñu jàpp ni waxuñu dëgg ci taux de nicotine ak goudron ak monoxyde bi nga xamante ne si monoxyde de carbone bi nga xam ne moo nekk ci cigarette yi nga xam ne moom la ñuy jaay fii ci Afrique scandale bi nag ñi nga xam ni ñoo di waa ONG Public Eyes ñoo ko daal di publier ci seen benn enquête bu ñu tuddee les cigarettes suisses font un tabac en Afrique loolu nag le journal bi Libération daal di reprendre ñu ne rek cigarette normale bi nga xamante ne ñu ngi koy tox foofu ci Suisse 0,7 milligramme lay def ci li nga xamante ne mooy nicotine yi mais fii ci Afrique yi ñu fiy defar 1,28 la ñuy jël di ko dugal ci cigarette yi ak yeneen yi nga xamante ne yépp dafa war a nekk ci cigarette mu doon lu nga xamante ne naam sax bu doon taux normal bi la ñu dugal ci cigarette bi sax dafa dangereux waxuma laak ñu jël loolu doubler ko wala sax ñu tripler ko di ko commercialiser fii ci Afrique rawatina fii ci Sénégal. Très bien merci beaucoup Habi Sow mu di xibaar boo xamante ne lire nañ ko tey ci Seneweb plateau bëgg naa xam mën ko fiy tox déjà monsieur Ndiaye. non Pape. non Abi franchement tu n'oses pas Persala rus naa la torop Prince jërëjëf Omar toxoo yomb na de yéen na ay ko ma si courage si couloir bi mun naa côté bee moom garaawul scène bi bàyyil ma bàyyi noonu rek mun na am si biir loo bi am na kenn kuy tox mais Persala lii ñu dégg lii léegi moom xam nga ci tox mi pon moom baaxul fii baaxul fële xam nga danger bi sax la moo bokk si bonne cigarette nit ku génn àdduna bu fekkee da doon tux bu génne àdduna nicotine boobu il faut mu génn ba set ñu mën koo soog a defar sinon percal biñ ko ci defaree noonu day tuuru ci kawam day dem ba ñuul ko ku ñëw day xam ne néew bi da doon tux parce que yàlla buy indi nit ci àdduna day set wecc buy dellu aussi day set yàlla amul lu takk te pon moom ku ne xam ne ni pon ni muy mujjeeg nit mooy lakk ko rek lakk sa poos lakk sa xol lakk sa yaram dama yaakaar ne goudron bi ci yokk tak moo tax xale yi agressif waaw agressivité bi nekk ci kii bi drogue la dama yaakaar léegi yàmbaa jeeg ak simokaani ji taxatul xale yi agressif pon mii cigarette si moo tax xale yi agressif parce que dañuy jàpp ne amul danger mais xoolal tukkatu cigarette ni ngay ñuulee
mais su ñu ko waxee ñoom dañ naan graaw dañ naan il faut bien mourir de quelque chose loolu lañ lay wax. mourir de quelque chose am na ñoo xamante ne. dessin mourir de quelque chose qui est bon ou bien quelque chose qui est mal. dessin en fait maanaam dessin photo bi nekk ci boîte bi. wala ci paquet bi. ñëpp jàpp nañ ne xëy na dañ ko def pour dissuader leen. et que ce gars là même feebar gi ko dal leneen la waaye du cigarette. mais ñoom lan la ci bind habit dangereux pour votre santé. kon kay loolu kay même bu ñu ci deful woon waa ji sax xam nañu cigarette moom baaxul. saxaar moom buy dugg ci xol da koy lakk. da koy lakk rek nit ñi dafa civilisé wul daal xeeñ cigarette dugg ci biiri nit te kat gis nga si li ñaan xun-xunóor xamul xetam. da ngay tux cigarette ba xasaw xunu dugg ci biiri nit yow nga ubale saal bi yëpp da nga yaakaar ni parfum mooy xeeñ yow mi tux fekk yow yàq nga saal bi ak sa xasawaay sa gémmiñ xasaw say bëñ lakk say xeb nga yaa ma laaj de pon daal ku koy def moom lu ma neex ak ma bañ cigarette. waaw juste un commentaire par rapport ak affaire bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee. waaw d'accord kon maa ngi leen di nuyu di remercier ci invitation bi am kontante nag lool bi ñu fi fekkee suñu kilifa gi nga xamante ni ñun bibliothèque lañ ko def. waaw bibliothèque lañ ko def donc occasion tey pour ma wax la ko. merci. voilà donc ngeen di wax lu am solo ci wàllum. Mamadou doo ci def dara nii ak ni nga kii woo yëpp. waaw xam nga kii dafa way léegi ci Touré Mandi Mori man Ndiaye laa sant. waaye sama soxna Touré la sant. waaw yokk ci Cissé du Touré rek de. waaw kon ñëpp ci war a def. waaw ñëpp ci war a def. donc tox moom baaxul parce que soo xoolee ci paquet bi dañ ko ci def comme li suñu kilifa gi wax léegi. donc li am solo mooy nit ñi dañu manqué ku leen sensibiliser parce que tox am na ñu bëri ñoo xam ne complexe moo tax ñu koy def. waaw surtout jeunesse bi kon. dañu war sensibiliser jeunesse bi di waxtaan ak ñoom di ko def ci télévision yi di ko waxtaanee ci rajo yi di ko waxtaanee ci grand place yi yaakaar naa loolu bu amee di ko waxtaan ak ñoom aussi ci biir kër yi donc loolu bu amee rek yaakaar naa dina mën a wàññeeku même bu wàññeekul à 100% mu mën a wàññeeku à 80%. donc maa ngi lancer un appel pour la jeunesse xam ni seen réew soxla na leen seen i njaboot soxla na leen nañu bàyyi tox bi. ndax tox moom baaxul day teel a gàttal nit fan. voilà. waaw comme nuñ ko waxee rek tux baaxul bo déjà xaalis bi ngay jël bu nekkee Europe la xaalis bi ngay jël di ko jëndee paquet cigarette man moom laay dajale yóndee samay waajur xam nga da ngay tux déjà yàlla moom dee mais loolu tam day gàttal sa fan waaw tux daal baaxul waaw jërëjëf dinaa ñu gën ci bàyyi xel Pape Ousmane le ministère de la santé am na programme boo xam ne mu ngi koy déroulé boobu ak léegi yàgg na ministre ba fi nekkoon sax ci moom lañu njëkkoon gis mu di Awa Marie Coll Seck benn programme de lutte contre le tabac te mu ngi continuer ba léegi listab di si def ay jéego paquet yi photo yi c'est une première interdit nañu dans les lieux publics et autres ñuy lii mais mel na ni sénégalais moo amul nopp bi nga xamante ni mooy dégg parce que tamit derrière on se heurte ci benn réponse boo xam ni elle est tout le temps là bu ñu lay tegeel mooy mbedd bi mbedd buur la yenn lieux yi bu ngeen tasee ñu ne la moomoo ko donc nekk na loo xamante ne ça va être difficile aujourd'hui de juguler ce mal. waaw xam nga man benn problème la rek la am ci buñ ne dañuy xeex tux problème bi mooy c'est vrai que ne duñ ko defar mais xanaa suñu réew moom nañ ko moom boo xam ne lu ñu fi neex muy dugg lu fi neex du fi dugg. waaw léegi nag bu dee yow da nga koy xeex nga bàyyi ba jaan bi romb comme ni ko sama góor gu baax di waxee Mboro Passar ngay dóor ci watat bi amul solo. mais balaa ngay xaar bu mu dugg si fii ngay xeex ni buñ ko tux mais fexeel bu mu dugg léegi ci lii ñu wax nii lan moo ci responsabilité kilifa yi. parce que kii ñu wax Philippe Maurice mu ngi fii ci mi réew. lan moo ci war a doon seen taxawaay te bu ñu fàtte ni gouvernement maanaam njiitu réew moo am responsabilité ci aar population aar boobu yemul rek ci kaaraange sécurité dafa bokk ci liy yàq sa ndaw nga mën a taxaw parce que lii ñuy wax nii dafay yàq ndaw lépp loo xam ne ndaw mu ngi koy utiliser mu mën a gàtt fanam mu mën a bloquer li mu war a réfléchir pour jëriñ réewam moo xam ci invention yu mu mënti doon mu jaar fa sax yàq li nga xam mooy xolam jaar fa yàq jëmmam mais kooku amul noon bu gën a rëy loolu c'est-à-dire man gisuma noon bu gën a rëy tux man gisuma ko su génnee ay ñoom sida ak ñooñu mais tey am na réew yu bëri yoo xamante ne tey bañ nañ ko ba dañ ko boole ci seeni sur priorité maanaam ils ont tout fait pour que cigarette non seulement duñ ko defaree seen réew waaye aussi teg nañ ay mesures yu dëgër waxuma ci taxation yi ñuy def pour mu bañ a jàll parce que ñoom ñi koy defar
bu fàttali ne ay industries yoo xam te ne koppar lañ jox ay multinationales lañ loo leen laaj ci taxe dañ la ko jox parce que tout simplement xam nañ ni li ñuy jaay dafay jar li tax muy jar mooy li tax ngay tux di ci yàgg mooy nicotine bi sànq ñu ngi ko wax mooy tax nga dépendant mooy ni booy tux cigarette en réalité neex boobu nit ñi di wax mooy nicotine bi mooy def boo ko jëndee léegi balaa 3 minutes nga bëgg koo jëndaat boo ci chroniquer mooy da nga ciy tëkk di tux maintenant nag loolu mooy responsabilité bi nañ fexe ba lii buñ koy xeex buñ ñëw rek naan ay programme buñ jël ci ministère nangam pour man c'est amul benn effet fexeel ba bu mu dugg ci réew mi ni muy expliquer détails ak waaw sensation yi muy am man jaaxal na ma. xam ay nicotine ak kii xëcc nga. awa nga tiir bu baax. mbaadu day mukki. waaw Ndayaram je crois que si je ne me trompe pas voté woon nañ fi loi bu nga xam ne dañuy tere tox ci milieu public yi mais Sénégal dañoo. jaay cigarette à 200 mètres des écoles. voilà dañoo baaxoo dañuy voté ay loi à chaque fois ci tiroir yi lay mujjee application bi mooy doon lu jafe mais yaakaar naa ni sensibiliser nit ci cigarette. pour man sax dafa jarul sax wax ndax à chaque fois tuxkat dëgg foo ko fekk mu ngi moqi day sëqat ba nga yaakaar ni kii dënnam bi dafa am lu ci nekk yenn feebar yu garaaw yu ci mel ni genre yenn cancer yu ci ëpp cigarette moo la koy jox am na sax ñuy dem banaan day wàññi li nga xamante ne moo di fertilité góor loolu yëpp yow nga xam ko teewul yaa ngi continuer di tox cigarette am na loo xamante ne si tamit bëgg a gaañ sa bopp la mais tamit li Pa Ousmane wax léegi sunu gouvernants yi war nañoo jël seeni ay responsabilité sa réew la yaa moom sa réew yaay xool li ciy dugg ak li ci dul dugg cigarette tey bu ñu demoon ba jaaykatu pousse-pousse bu ci ku ko neex lu waaye neex jaay cigarette ak fu nekk lañ koy jaayee nag peut-être que buñ ko mënul tere fenn ñu xool fu ñu koy jaayee négocier waat yenn prix yi ba ñenn ku mel ni man du ko mën a jënd ndax am na mbir nu muy chéré nit ki du ko jaral waaye nag am na toxkat yoo xam ne soo waxee ñu yokk cigarette ñu ne la bu jaroon 5000 sax dinañ ko jënd kon donc loolu ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite ñoo war a jël seeni ay responsabilité ba entreprise bi nga xamante ne si enquête feeñal na ko ñu dem def fa ñoom itam seeni ay descente xool bu baax naka la loolu ndax am na wala amul te itam xool même bu jaree teg ay sanction ñu tegal leen ay sanction naam tox baaxul ci taux bi nga xamante ne milligramme moo ci war a nekk waxuma laak nag nga am audace di tripler wala di doubler dafay mel ni que yow sànq doomu aadama bi moo la tax a jóg très bien mu nekk lu am solo je pense que au-delà sax am na yeneen entreprise yu nekk si dëkk bi di jaay cigarette c'est l'occasion ñu mën fa yónnee pour def ay enquête parce que tamit nag loo xamante ne dafa nekk à large échelle war nañu fexe mu gën a mën a ñoŋ ba ku ci nekk bu fekkee tere nañ tere ba mënul waaye risque yi nga xamante ne mooy peser seen kaw mu bañ a jéggi dayoo exceptionnellement aujourd'hui nous allons commencer par 14 millions de problèmes avec Awa Badji. Awa Badji qui reçoit Omar Seck Diop, coordonnateur de l'Union des travailleurs de l'AFTU, non-respect des contrats, salaire bloqué, etc. Wow. Les travailleurs de l'AFTU dans une mauvaise passe. Assalamualaikum warahmatullah. maa ngi nuyu ñu ma fekk ci plateau bi yëpp di nuyu sama papa Sala Bigué di nuyu Aram di nuyu Pa Ousmane di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu suñu artiste bu mag bi. di wax nag liggéeykatu AFTU moom je pense que seeni wax mu ñu bëgg a taay ci nopp Sénégalais yi. voilà am entreprise boo xamante mu ñu commencé ci réew mi depuis 2005 ba léegi. dara formalisé gu ci dara. te ñu xam ne AFTU banque mondiale moo defoon financement bi état bi appuyé ko ñu def ay milliards yu bëri pour jëlee fi informel bi fi nekkoon indi fi lu formel. ñun xamoon nañ avant 2005 ay super Ndiaga Ndiaye ñoo nekkoon di def transport bi fii ci biir Dakar muy déborder di demee neneen nu mu war a demee président bi fi nekkoon jël ay responsable am dem indi projet boobu muy AFTU ne léegi biis yi amatul oto yi amatul yéeg ñu lay laaj paas da ngay yéeg jënd sa ticket toog. travailleurs yi ay contrat li leen defal dañuy liggéey norme du travail comme boo xëyee def sa 8 heures de temps kenn ñëw gont def 8 heures de temps gis ne loolu lépp dara amu ci fi mu nekk ni chauffeurs yi dañuy xëy 4 heures du matin nekk ci oto bi di dang-dangi ba 22 heures man nag li may wax moom dama koy wax fu ma dem loolu danger public la man mënu ma concevoir oto buy daw yàpp lu mat 50 ba 60 personnes yow da ngay xool chauffeur bi sax xam ne kii yàlla na ma yàlla baal warul dawal oto
ba sonn si comportement xam nga nit ki comportement day jugé mu ngi see jugé nit yaa ngi yéegi chauffeur mu ngi dawal te kii bi xaw a wetu daf nii yëpp ay nit di daw di n'importe quoi amul formation xamul lu mu war a def loolu danger public la état nag moo am responsabilité ci réew bu gisee naka sulul noonu mu lijjanti ko man nag damay laajte lan moo tax état du wax ci mbiru aftu man loolu laay demander question quoi pour xam waaw léegi ñun dañ lay demander waat question boobu yow nga laajte parce que depuis boobu ba tey yéen a ngi ci jafe-jafe yi mais lan la fan lay bloqué est-ce que yéen lan mooy problème bi daal depuis boobu ba tey dara mënul saafara ci li nga xam ne yéen a ngi koy jooy fan la affaire yi dëgëree. man je pense que fi mu dëgëree mooy état daal moo war a def li mu war a def te defu ko mooy dañ ne lii lu formel la comme ça receveur bi dañ ko jox ay ticket jox ko lu ñu naan feuille de route. amul leen loo xamante lu ñuy def verbalement la quoi am demal indil ma non loo bind da ngay bind ticket boo ko jaayee ay numéro la benn ticket boo joxe numéro boobu dem na compté nañ ko yow chauffeur bi feuille de route lañ leen jox heure bii ngay xëy heure bii ngay wàcc lépp dafa nekk ci këyit du lu informel dafa formel kon état bu mu nee seetaan loolu after de plus de 7000 travailleurs chauffeur receveur contrôleur régulateur kenn amu ci contrat. man si salaire bloqué yi lay ñëw. ñaata ci agent la ñu bloqué seen salaire wala ñëpp la. non loolu moom c'était 3 la asafurla 4 la woon. kenn kii sax moom a accompagné muy secrétaire général bi Cheikh Omar Sow. léegi loolu président aftu yi recevoir nañu lundi passé. blocage bi lan moo ko indi woon. non c'était blocage bi moom c'était que ñun aftu tu vois que ay syndicats mosu fee am. yow yàgg nañoo gisante yàgg nga ñëw defal ñu ay couverture médiatique. ñun ñoo jug taxaw def lii ñu def nii. parce que ay yeneen syndicat ñoo fi doon ñëw mun naa citer seen tur sax ku ci wax ju naree bëri gars yi génneel oto wala ñu am lu ñu def ak yow nga bëgg ñoo xam nga di ñu woyee diloo ñun travailleurs yi comme man mi nga xam te contrôleur la ak suñu secrétaire général mu ànd Cheikh Omar régulateur la ñu dem uti ay kayit installé suñu syndicat bopp xam nga commencé nag di kaasa suñu bopp léegi ci loolu mise à pied na ñu fi man mii si 8 jours laa jógee mise à pied 8 jours ci laa dëkk man du ma la waxee depuis 2015 ba léegi sama salaire mënut a complet sama collègue yi ñu ngi leen di fay normal man chaque weer ñu dagg ma yu amul benn justification. parce que li tamit lan moo koy indi Omar. mise à pied dafa am loo def pour mise à pied. dégg li ma la aram xam nga boo xëyee ak say morom wàcc ñu ne la yow da nga comme exemple li mujj descente prématurée da nga wàcc bu teel. yow koo xamante normalement code du travail def na 8 heures de temps la nit war a liggéey par jour yow nga liggéey loolu nit ki au delà de 8 heures de temps ba pare bu ko toppaate ci descente prématurée da nga teel a wàcc. loolu fii Sénégal rek la am. Pape Ousmane. waaw c'est vrai que ni nag moom liggéeykat bu ne moom war nañ ko wàccoog moom ci àqam ci li nga xamante ne mooy wàllu contrat ni ñu ko wax te ku liggéey ku ne bëgg nga boo jógee A dem ba B. mais ci beneen côté bi man laay ñëwee mooy ni wax nga ko sànq chauffeur boo xamante ni xëy na ci maanaam matukaay yi war pour mu mën a liggéey normalement ci confort duñ ko gis te beneen côté bi aussi jàpp naa ni am na àq bi ñuy yoreel askan wi mooy dañ koy gis phénomène boobu yàqamti bi lan moo ko indi te parce que yàqamti boobu dàqante boobu ngeen di def am na lu muy jural ñu bëri n'est-ce pas ak yenn comportement yi nga xam ne koy dawal dañ ko tere. c'est-à-dire de la même manière dañuy di xeexee pour ñu respecter seen i àq est-ce que tamit yéen a ngi bàyyi xel ca la ngeen warloo ak ci li ngeen di liggéey waslu ci àq boobu noonu. oui Omar. waaw Paa Ousmane li mu wax dëgg la xam nga mun naa joxe exemple ci benn société bu fi nekk buy def transport comme ñun muy Dakar Dem Dikk. tu vois que Dakar Dem Dikk ak aftu leen donc moo leen séparé boo xoolee seen cahier de charge. mooy Dakar Dem Dikk ñoom dañoo yor ay bus ñun waa aftu yi dañoo yor ay minibus. boo xoolee si cahier de charge bi foofu rek ngay gis lu am différence minibus ak bus. leneen li mooy ñoom dañuy liggéey ci ay contrat de travail bu doon société boobu day liggéey ci ay contrat de travail chauffeur bi nga xam ne dañ ko defal contrat ne ko heure bi ngay xëy heure bi ngay wàcc bu weer bi dee lii laa lay fay kooku xam na li muy am mais aftu loolu amu fi yow ci li ngay liggéey rek sa payoor ci noonu lay toll. loolu lay waral nga gis ñaari bus yu bokk même ligne di njëkkante wala nga gis bisu aftu ak bisu aftu di njëkkante. maanaam am na lu ciy ñuul. lu ciy ñuul mooy am na récompense boo xamante comme ça lu ñu naan prime maanaam prime ku ëppalee versement. am nga prime de motivation bu am ci liggéey. te
loolu lépp saa la mënoon ngaa def ne nit ki boo liggéey 8 heures de temps loo si dolli wax da nga am heure supplémentaire mu xam ne moom au delà de 8 heures am yii mu dolli du ay prime du ay benn affaire bu ñu lay defal si suuf heure supplémentaire ngay liggéey. chauffeur boobu dina liggéey ci tey ak bakkanam mais chauffeur bi ko leer na ne tey jii du njëkkante kii jiitu ko di ko diri ñoom noonu la ñuy wax. chauffeur yi dama koy diri maa ko ëppale versement après bu ñu wàccee man dina am. en plus moom mu woyee di. léegi loolu nag mënu ma concevoir man ci li ma ci xam état di gis loolu lépp mënul wax. état man lan moo tax mënul wax ci suñu cas laa xamul. wala ñun ministre bi tamit bu doonee ngeen baal ma bu dee ministre bi tamit dañ ko fee teg ne ko gérer transport bi mais aftu bu ci wax mais mu leeral ñun ñi après ñu toog dem liggéey bañ a sonnati di wax quoi. waa prime boobu li ma bëggoon xam ndax prime boobu moo tax tey ngeen di tayle bakkanu askan wi ñuy yéeg ci tataay ndax da ngay gis bus bu nga xamante ne day yab ba mujj gi day weng te du tee des fois bunt bi sax day kepp kenn ci ñoom comportement yi ñuy gis ci chauffeur si ak sax receveur yi des fois tellement nañ ma baal ci kàddu gi dañuy arrogant de telle sorte que yow tu te dis que ni est-ce que jar na ñii est-ce que lii transport la da ngay fay sa xaalis wala ñoom dañ lay may ndax prime boobu ngay wax moo tax tey ngeen di comporté wu noonu ndax yaakaar naa ni balaa ngay laajte di revendiquer li nga xamante ne moom lañ la ameel est-ce que waroo dëppoo ak li nga war a def ba pare. foofu moom dinaa jël baaram tuuma am si lu ma ko teg muy CETUD moom la état jël dénk ko mu war a gérer loolu lépp CETUD moo war a taxaw ci chauffeurs yi ñu defal leen ay formation comme que aftu yi ñoom CETUD lañ basé wu dañ leen war a defal ay formation léegi chauffeur bi nga xam te recruté nañ ko defaluñu ko formation lu dul dafa dem passé ji am permis de transport rek ñëw ñu ne ko am liggéey ligne bi fii ngay jaar faa ngay jaar moom nga gëmloo ko ne boo amee lii bu ëppee lii dinaa la jox lii naa la jox laa mu mel ne man rek di xool interpersonnel am moom ba di tayle nit ñi loolu moom dafa am kilifa yu ci war a jug wax ci dox ci. mooy li ma la wax CETUD ñoom ñoo fi nekk. DG bi nag rencontré nañ ko yàggul sax mais moi je pense que li muy wax comme ça yooyu ñuy wax ay oto yu bees ak changer parc automobile oto yu bees nag ci la bokk ndax renouvellement parc automobile am na yoo xamante ne dañ leen waroon renouveler waat à partir de 2015. c'est vrai te ñu ngi ba 2018 ñeenti dawee oto yooyu ba léegi demee rek dinañ leen jox plus de 800 voitures vidéo waa ñii CETUD lancé na ko. publicité baa ngi def ngay changer parc automobile bi di changer oto yi di bees te ñi koy dawal ñoom beesuñu. xamuñu li ñu war a def loolu léegi. yéen demandé war naa leen question bi loolu yéen loolu ma ciy tontu Pa Ousmane. mais non tontu ma. mais xam nga dëkku yoon la ñu nekk. c'est-à-dire peut-être nit ki yaa dul xam lan mooy say àq noo koy xeexee pour jot ci. depuis boobu léegi ngeen def tintamarre est-ce que jéem ngeen au-delà de dem ci mbedd bi di wàcc jéem a approché ñi nga xam ñooy kilifa yi ndax bind ngeen. ndax jéem ngeen recevoir pour ngeen exposer ba pare ñi leen jiite di seen kilifa ban regard la ñu am ban taxawaay la ñu am ci seen xeex bi doomu wax ni ñoom ñëpp dañ ne waa d'accord yéen a am dëgg waaye mënuñu def dara réewum Sénégal xanaa du doxee noonu xanaa amuñu ay kilifa yoo xam te ne seen i doom dañuy yaafus au point que seen i doom di dee te ñoom la ñuy liggéey te ñoom dañuy xeex pour que ndool jógee fi ñu leen di seetaan nii ci seen conditions yu metti yi ay at a ngi nii ngeen koy xeex mu leen fexe ba am contrat wala boog est-ce que dafa am lu ñu jàppee ni foofu ngeen war a yegg pour am contrat yi ngeen di laaj c'est autant de questions yoo xamante ne souvent boo amul réponse yi mënoo cee avancer mais bëgg nañ xam quand même depuis boobu léegi ban taxawaay la seen kilifa yi am est-ce que bind ngeen leen. est-ce que vous avez cherché à les voir voilà yooyu noonu. oui il faut tamit ñu leeral ñu ci. transport bi ministre bi la kay moo fi nekk bind nañ ko décharge bi Cheikh Omar muy nii toog mun na ko indi directeur CETUD bind nañ ko président AFTU bind nañ ko moom laa la wax sànq président AFTU recevoir nañu. toog nañoo moom la semaine passée moom wax na fi mu jóge affaire yi ne voilà dafa am ku fi nekkoon yàlla moom na ko jëlee na fi moom day soog a ñëw bëgg na def lii bëgg na def laa def na ay dige. bëgg na def lan. def na ay wax na ay dige mooy te am na problème bu ndaw bu yu fi amoon moo ko déggale mooy comme ça salaire yi ñu booleke woon moom président bi moom moo jël si ay moyens personnels muy Mbaye Amar. am lu mu ci def ne lii la reste man maa koy xeex ba lii dàkk fi. non maanaam le micro s'il te plaît. fayu leen mais dafa am lu mu ci comme ça xam moom du mooy fay. aftu dañoo jël benn kii bu ñu naan captance moom moo gérer employés yi ñi am dañooy régulateurs yi ak contrôleurs yi ñoom captance moo leen di fay. captance ñoo ko fayul mais président aftu muy Mbaye Amar
recevoir nañu wax nañ ko problème bi moom yëgoon na ko mais dina affaire sénégalais la ñu wax dégg nañ ko. gëm nañ ko téléphone dina def jéego mooy am na benn paa mu ne leen 3 mois ku ko toog fayakul moom loolu ëpp na am tey leen ci li la res dinaa ko lijjanti. ñu ngi koy déglu te am nañ ci moom yaakaar na ba xam kilifa la directeur CETUD recevoir nañu je pense que CETUD moom lignes yi sax lignes yi CETUD moo ko moom. ndax chaque jeudi fa la ñuy def réunion des lignes moom moo war a jug bañ a nangu ci moom mooy état moo fi toogal état moom directeur bi loolu laa ko wax ba ma jàkkaarloo moom moo warul seetaan mbir mi di demee nii maanaam. parce que nit ki warul liggéey ay 13 ans fukki at ak ñett. man j'ai des collègues yoo xamante man 2010 laa commencé mais am na ñu commencé 2005 ba jamono ji may wax ak yow aw ñu contrat aw ñu IPRES aw ñu kees aw ñu dara salaire bi ñu commencé woon en 2005 moom la ñuy recevoir jusqu'à présent. te loolu lépp da ngay def inspection travail ñoom ñu ne la article L49 ne tout défaut de le contrat est qualifié pour CDI léegi yow nga ñëw rek réclamer loolu mbir bi du am suite. waaw Ousmane laa bëgg a tontu foofu xam nga ñun li ñu wax def nañ ko article L49 ñooy secteur yi ñoo la koy wax. dëgg la tout défaut d'écrit le contrat yi comme ku embauché ñu ne la embauché nañ la bindal la nga dem tribunal ay dossiers yoo xamante 7 ans 8 ans mu ñu traîner tribunal mënuguñu ko àtte. très bien mais dafa mel ni tamit yéen xamul fu ngeen taxaw soo déggee ma wax loolu mooy des fois da ngeen di nangu lii après ngeen jékki-jékki bañ la le parce que yaa ngi koy wax léegi am na ñoo xam ne 13 ans ñu ngi nii amuñu contrat seen salaire changé wul ci la mu newoon la nekk léegi tey ñett ñi nga xam ne téewoon seeni salaire dem nañu am na ku ngeen jot a waxtaanal moom nee na leen garaawul maanaam ci suuf dinaa leen ñamal lii après ñu régler ko pourquoi pas du ngeen bañ loolu ngeen ne non non ñu war a fay nañ ñu fay suñu xaalis suñu salaire mu mot nañ ko bind nañ ko signé ñi xam ne ñooñu amel temps fay nañ ñu temps mais bu ngeen di nangoo ñuy grincer ci suuf di leen jox loolu dafay jaaxal nit ñi la moo tax ngeen accepter genre situation yu mel noonu. je pense que man du graisser mënuñu graisser def ne dañoo toog ñetti weer fay ñu leen premier jalon bu mu teg waaw. voilà dañoo toog ñetti weer fay ñu leen xaalis bi mënuñoo tëb génne ko mais man maay président AFTU loolu jàppal ne comme que yëg naa ko egsi na ci man dinaa ko lijjanti ñu ne ko voilà ba ñu jël point boobu tegee kaw côté mu yëkkati benn somme séddale leen ko ñoom ku nekk maanaam ku nekk mu yëkkati 65 000 ne la teel ci lii. borom kër nga xam nga borom kër bu toog. xam nga 3 mois fayeeku woo. dëgg la loolu dafa metti. c'est ça. xam nga li yëpp li ko waral mooy ñàkk liggéey bi ci réew mi. parce que bu ko bañee moromam nangu ko. dëgg la. nee na yow da nga yore sa dara ni téye ko am ko xam ne ngi jonkan. boo koy bàyyi muy toog sa place. li fekk loolu mi ngi am pour ñu améliorer liggéey bi du yomb. te tamit li ngay xeex da nga ci wéet. ci li ma gisee da nga ci wéet. parce que yow bu dee yow nee nga chaque mois ñu dagg la parce que yaa ngi kaas loo xam ne pour intérêt ñëpp la ñëpp ñoo ñi ci des xanaa dañoo toog di la seetaan rek waaw noo ma ñëw màggali bu fekkee tooguñu di la seetaan tamit ñoom am na lu ñuy keneen dañ naan bugguma cay feeñ ñu may ciy boole ñu may mise à pied wala ñu may dàq Sénégal loolu moo ko yàq aram gis nga nit dafa am lu Youssou Ndour woyoon nga di ma liggéey la bu xëy ni ma dàq naa la waaye ni moom moo ko ndaxte ba may door booba awma këyit ya ma war mu dellu siwaat ci ni ñuy signé contrat yi parce que bu fekkee aussi yow dañu lay signé contrat tu sais pas lire munoo bind xamoo li ñu la bindal nga signé loo xam ne xamoo ko boo demee ba ci biir am ci ay conséquences yow doo mën a xam ne lii mën a ci doon mën a fekk te daf ci bëri ci yéen ñu ci bëri jànguñu nañu am liggéey bi rek léegi liggéey boobu ngay liggéey mu amay obstacle yoo ci dal mais lépp dafay wëlbati ko dal ci kaw population bi parce que 10 heures de temps ou 12 heures de temps nga def ko ci volant auto imagine toi loolu dafa metti 16 heures de temps 16 heures de temps 16 heures nga def ko ci volant auto mais waxuma la dara sax kooku mën ngaa jekk sax ànd oto bi naaw parce que da ngay sonn moo tax da ngay tataay droit dugg ci biiri kër di dugg ci ay biiri magasin di mbëkk ay oto wala nga nekk ci feu sax ñu lay doublé rond-point Cambérène wër nañu rond-point bi ma tourné nii tata mi sama ginnaaw ma laal pédale pour nit ñi jéggi fa la ma fekk réel li ji daal moo xam ne ci laa xam ne man mbëkk na ma ne ko la mu ne ma noo mënu ma woon a freiné sinon su ma dal woon sa kaw ci nit ñi laay dal donc ma xam ne kon kii da doon nel en pleine journée aussi pleine journée bëccëg donc loolu yëpp li koy waral mooy ñiy jiite seen problème mooy diviser pour régner mais yéen ñun ñoo war a bañ loolu ñun population mu ñun ñëpp
muy fa nga nekk muy fi ma nekk muy keneen ak keneen fa il faut que ñu def benn bloc ay nit bu ñuy liggéey pas ñuy grève wala di laaj lu négatif nañuy laaj suñu droit mais da ngay def seen devoir avant ngay laaj sa droit aussi mais problème bi des fois yéen a dul def seen devoir def leen seen devoir parce que ñàkk def devoir bi mooy yaa ngi signé loo xamul yaa ngi ñëw ñu jël la ci jël boo xam ne xamoo li ñu jël embauché la wala contrat la wala contrat indéterminé la wala xamoo lu mu demee noonu nga ñëw na nga am liggéey bi nga dem ba ci biir commencé ci am ay problème koo daw yuuxu ko mun la man ka sama bopp laa tal boo ne gars yi jóg leen ñu àndoon ñu kaas lii nga dugg ba ci biir ñu rocceeku donc li ngay kaas yow yaay mujjee am problème parce que yow yaay doon ennemi société ba léegi nag pour ñu conseiller la pour yow nga il faut ngeen ànd def benn bloc su dee amu leen syndicat seen syndicat am ngeen wut délégué boo xam ne moom lañ délégué mu doon délégué personnel bu leen di waxal parce que yow mënoo tëb rek yow di xeex loolu yow sël mënoo ko tey nag patron yi tamit aussi nañu xam ne liggéey ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit bu la liggéey balaa ñaqama fer fay ko li nga ko war a fay bu fa newul nga woo ko wax ju neex ndax wax ju neex sarax la waaye fayoo ma waxoo ma wax ju neex su ma tëbee laaj sama kii nga génne cravache dóor ma esclavage jóg na fi Omar léegi si li nga wax ci syndicat boobu moom laa lay wax mooy indi UDT UDT syndicat la bu affilié xanaa ci centrale au moins bu affilié centrale bu ñu naan OGTS. voilà bu jaabi voilà kon syndicat la boo xamante mooy li ma la wax rek ñun dañoo yàgg nax man mii li nga wax nii li nga wax dëgg la xam nga 6000 ba 7000 travailleurs. tu vois que nee nga dañ cey wét. parce que dañ ci wét kay. mooy li mu wax loo bañ sa morom nang ko. yow yaa ngi doon chauffeur ñëw ñu ne la weer mun nañ la fay exemple 100000 francs nga gis ko taxaw naan transporteur bi waaye man de doo ma fayee 80000 dinaa la defal lii oto bi maa koy décorer maa koy def laa. lu koy waral mooy liggéey dëkk bi moo amul liggéey. amul liggéey yéen ñii ñëpp toog fii ku nekk fi nga toog nii jamono jii boo ko jugoon léegi keneen ñëw toogaat ko. wala boo xajaloon nit mu ñëw. kon dëkk bi ñun xam nañu. am na ñoo xam ñi ngi naan ne Père Sall pousse. Père Sall waaw ba mu ñëw nekk Père. am na gis naa ay mbay fi laay toog. Père gis naa ay seen biir yooyu yoo xamante ne ci roq bi naan Sall maa ko gën a kii maa ko fi ay roq. maa leen dëkk bi naan Sall maa ko gën a saf. voilà maa ko gën a saf. xam nañu ne dëkk bi parce que fii lañ juddoo fii lañ yaroo dëkk ci banlieue bi tamit xam nañ ne dëkk bi amul liggéey. yow da nga am sa liggéey sax mu néew mu bëri yaa ngi si su rôle mais am na comme da ngay gis mu naan la wax mais gaan man doo ma dimbali gaan. OGTS bi nga wax ne da ngeen affilié foofu lan la loo xamante ne démarche la bu Mamadou Goudiaby def te peut-être mu dal seen xel ci li nga xamante ne teg ngeen ko comme ay revendications. voilà centrale yi ñaar la benn bi Saare Camara moo ci nekk benn bi Goudiaby ñoom chaque jour ñuy wax fi mu nekk nii ma am na suñu dossier bu ñu dugaloon tribunal. instant bi gagné nañ ko tribunal génne na verdict bi mais ñoom transporteurs yi dañoo dugal kii nu ko waxee dañoo def kii nu ko waxee dañoo def recours ñu war ko jugé waat moom gagné nañ leen mu ñu génn délibéré mu ñu génn weer bi passé mais ñoom dañoo def recours ñu war koo kii waat. loolu grâce à ñaari centrales yooyu ma lay wax nii ñoom ñoo si appuyé ñu xeex ak ñoom ci loolu. mais li ma lay wax mooy ñaari nit bu ñuy xeex bi tàng trop ki leen war a atte bu leen attewul boo moytul ci ay bakkan yu rot wala ay blessures yu métti moo ci mujj am mooy li xew fii. dama ne la ñun mënuñu teggi yoon di def lu yoon santaane lu yoon wax rek la ñuy mën a def mooy dañuy wax bu ñu waxee wax bu amee fu mu yem nag ñu soog a jug dem def leneen mais fi mu nekk ci wax lañ toll. ci wax lañ toll ñuy wax état bi nag ñun la ñuy wax chaque jour muy notre ministre tutelle ngir yàlla Abdoulaye Daouda Diallo nañ dimbali. dañ koy ñaan bu dee ay mbokkam ñuy seetaan télé bi wala ku ko jegee gouvernement bi ngir yàlla monsieur le ministre. mais dimbali ñu nga liggéey au moins nga def benn acte sax si travail acte yi. Macky Sall kontaan ci yow ndax yow la fi teg. Macky Sall mënul doon président non politique gu ma de non man ñi ma xam nañ ne man politique gu ma xam nañ ki ma àndal du ma ko wax. mais Macky Sall mënul doon benn président bëgg a gouverner 15 millions sénégalais dafa jël ministre bu nekk mu defal ko branche. tu vois que lamb ji fan yii la fi mbëri nekk tàng-tàngal kan moo jug. d'accord léegi Omar man damay dellusiwaat. fal leen ma. dañ koo saraxu ne ko monsieur le ministre. ñu ngi lay sàkku ngir yàlla nga ñëw dimbali ñu liggéeykat aftu yi ndax sonn nañ ngir yàlla ñëwal ñu wax la li fi am. nga lijjanti ko. d'accord su may dellusiwaatee mooy ci cadre formation bi parce que yaa ngi wax chauffeur yi amuñu formation te bu ñu déggee ñun chauffeur. am permis mooy tax mu war a mën a dawal mais est-ce que ci kaw am permis boobu dafa am formation boo xam ne dañ ko war a suivre est-ce que chauffeur yéen ñii nga xam ne yéenay contrôleurs yi ak receveurs yi ñoom am nañ formation boo xam ne suivre nañ ko alors que chauffeurs yi defuñu ko. voilà
foofu laa doon waxal sànq Pa Ousmane mi pour xamal ko comme li mu wax sànq ma ne ko formation moo ci war a am te amu ci te loolu CETUD lañ ko dénk au début man defoon naa benn formation CETUD ñu xamal la ba jàngal la sax ay sapeur ñoo ñëwoon pour bu yëgee ci oto di contrôler client bu xamee noo koy secourir yooyu yëpp jàngaloon nañu ko mais loolu c'était en 2010 ba tey jii may wax ak yow formation amatul chauffeur bi am transport nee naa la day am aftu loolu rek fii rek loolu la ma dangaa dem dëkk am nañ ay école dinañ la former dinañ la tester xoolaat la yow da ngay présenter sa permis tey suba ñu jox la oto xaw ñu yow loo doon xaw ñu kenn c'est pas moo tax ñu bi daal sabar gu tas la rek fu waaye ji neex rek génnee dóor sa pooj waaw man am na benn lu tax daa oto yi tataay bi muy génn dañu woon bu place yi jeexee 15 personnes rek la ñu may droit mu taxaw lu tax affaire boobu ñu violé ko lan moo tax tamit man par exemple côté boobu dinaa défendre tuuti tataay défendre tuuti waa aftu ndax parce que man dama gis même beneen société bi fi nekk muy dangaa dem dëkk day surchargé bay lang loolu état moo war a jël ay responsable am alkaati yaa ngi ci télé bi ñoom bu ñu gisee loolu mais ñu ne non lii bu mu. non mais loolu du xam-xam parce que yéen a war a bañ loolu yéen ñiy dawal ñu ne oto bi 15 personnes ñoo war a taxaw. mais man xam nga au début c'est-à-dire ma lay laaj pourquoi ndax transporteurs yi ñoo leen imposer loolu. wala yéen la neex ngeen du ko def foofu laay waxee quoi. waaw man au début defoon naa receveur 3 mois xam nga 4 mois mais oto day jekk ba si yàgg client bëgg a wàcc ndax feesa bi nga ne nooy chauffeur bi demal ba ne nga taxaw pour ñu may client mais client yi ñooy daw dabi ji oto bi boo ubbee porte bi ñu forcé yéeg loolu moom je pense que day retourner waat si sénégalais yi. d'accord nu ma yàkkamti am na oto yoo xamante du ma ci yéeg. merci. Merci beaucoup Omar Seck Diop, du coordonnateur de l'Union des travailleurs de l'AFTU. Nekon invité Awa Badji dans la rubrique 14 millions de problèmes. Et nous avons Madame Aminata Lo Dien qui nous rejoint. Wow. Madame Dien Yexil, du numéro 2, coalition Madické Niang 2019, président mouvement Alliance patriotique pour l'émergence et le libéralisme. Ñëw fekk ci ñu ci plateau bi ni mako doon waxé sank rek ngir ñu wëyel waxtaan bi mu soxal batay président bu atum 2019 avec candidature qui dit Maître Madické Niang. On va faire ça tout de suite et c'est juste après ceci. Pape Ousmane Cissé, coalition Macky 2019, 1000 interrogations. dafa mel ni réew mi ko laaj duñ la may nga noppalu parce que fi ñu toll la il faut que lépp muy gaaw pour que ñu mën a dem ca kanam ñu delluwaat tuuti Maître Madické Niang bootu ci parti démocratique sénégalais yi ànd ak ñoom ba ni mu yegsee ci 13e législature la nekk xaw ma 14e waaye 13e. 13e jiite groupe parlementaire bi ba léegi di gën a dëggal boppam ni élève Maître Abdoulaye Wade la. jékki-jékki bruit am seen diggante. mu fël fu kenn xaaru ni jox leen ma réew bi mën naa koo saafara ñenn ñi ni waa lu mu doon yàgg togg la ba ñu ko fësal wala lan la mu yëkkatiwaat kàddu ni damay bëgg a sauver parti démocratique sénégalais nit ñi ne ko waa ana kon askan wi ñi nga xam ne xëy na nekkuñu PDS loolu intéressé wu leen di leen intéressé mooy ku leen mën a yóbbul seen Sénégal ci li ñuy rêvé déjà ci yi ma la wax nii rek looñ ci mën a baaxee. D'abord sëñ bi Cissé maa ngi lay nuyu sa sant bi rek moo la yàq maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu sama frère sama xarit Sala Bigué nga xam ni ñoo bokk dëkk Pikine di am mbégte di teew ci émission bi nga xamante ne émission bu am importance la ci échiquier national bi li nga wax rek ñu dugg tout droit dem tout droit au but yaakaar naa ni tey coalition bi waral coow li mooy coalition Madické 2019 xam nga politique dafa bari ay aspect maa ngi koy wax Sala Bigué naan ko politique ak làmb ñoo xaw a yem parce que c'est de l'intelligence en mouvement tey président Madické Niang mi ngi leen di nuyu Sénégal yëpp ñu nekk ci biir réew mi Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew tey président Madické Niang jiite la coalition Madické 2019 tey sunu borom mi dogal na ñu nekk candidat officiellement à l'élection présidentielle mais avant cette candidature Maître Madické Niang dafa nekk membre du Parti démocratique sénégalais ñun itam membre lañ ci woon
parce que fa la ñu juddoo fa la ñu nampé président Abdoulaye Wade di sunu référence ci politique mais diggante bi bari na évolution parce que man après génn naa ñeneen génn nañ créer ay mouvement créer ay parti mais maître Madické Niang ci loyautéem ci engagement xëy na sax am na lu ko neex ak lu ko naqari parce que ñi am li leen naqari ci PDS génn nañ fa dem créer seeni mouvement mais moom relation bu mu am ak maître Abdoulaye Wade mu nekk relation de frère ñoom ñaar mu nekk avocat avant ñuy accès au pouvoir ñu jaar fu bare si wàllu àddina ñu dem ba politique boole leen yaakaar naa relation boobu moo tax maître Madické Niang des ci biir PDS. On est d'accord. Mais... PDS itam j'y vais je viens à votre question. waa kon naa gaaw. donc PDS tey dañu def seen résolution en tant que parti tànn Karim Meïssa Wade comme seen candidat mais ni justice au Sénégal bi tëddee depuis que le président Macky Sall est au pouvoir dañu amoon yaakaar ni dañuy am indépendance de la justice ndaxte moom loolu la diggee woon mais depuis mu nekk fii dañu seetlu ni justice bi daf koy manipuler jël ay magistrats yu ko favorable teg leen ci bopp justice bi peut-être loolu dinañ ci ñëw mooy ni Karim Meïssa Wade. waaw yéen da ngeen jortoon ni du mës a doon candidat. waaw mais li jaaxal nit ñi mooy su dee maître Madické Niang xamoon na loolu. lu waral noppi gi bàyyi ba ci jamono yooyu rek. mu soog a ne man dama bëgg a sauver parti démocratique sénégalais. mais wóoruñu woon que du nekk candidat parce que. Karim Meïssa Wade tribunal bi nga xamante ne moo ko condamné dafa wax ni pertul benn droit civique ni politique. ñu ni li xew ñu bëri xamuñu ko. président Macky Sall ba mu dafa dem ci constitution bi changer constitution bi ci référendum bi wax ni pour nga nekk électeur pour nga nekk candidat il faut nga nekk électeur. Karim Meïssa Wade dem bindu ji ñu reyee ko délibérément des listes kon loolu moo indi moom conseil constitutionnel du luñ ko condamné mais le fait que amul carte électeur moo tax. non peut-être Karim madame Dieng yegg si woosi même Karim Wade condamnation boobu ngay wax ak référendum bi ñu jógee référendum bi sori na période boobu noonu certainement maître Madické Niang xamoon na ni kii du doon candidat lan moo tax ngeen xaar ba récemment doogay fësal seen candidature non wala da ngeen nekkoon en tractation ci biir pour convaincre le reste du groupe pour mën a fësal seen agiter la question du plan B wóoruñu woon parce que il fallait ñu xaar officiellement parce que parti démocratique sénégalais man bokkuma ci maître Madické Niang dafa mës a wax ni dans le parti il faut ngeen am une candidature alternative parce que président Macky Sall fas yéenewul jàkkaarloo ak Karim Wade. loolu xanaa kon lu yàgg la ko. parce que maître Madické Niang dañu yàgg dégg ci moom mu ne. waaw parti démocratique sénégalais amul plan A amul plan Z ci ñi ko doon wax. ci la bokk ci loolu la ñu jëm bi nga xamee ni ne tamit Karim Meïssa Wade conseil constitutionnel cour suprême dogal na li muy dogal rejeté bi mu defee appel pour ñu jox ko carte électeur am ci la ko wóor ni Karim Meïssa Wade du nekk candidat loolu que ça soit très clair bi loolu amee nag ci ay xaritam ay nitam ñu nekk ci biir PDS ak ñu fa nekkul ak yeneen i parti ñoo dajaloo ne ko bëgg nañ nga samp sa ndënd. kan moom maître Madické Niang parce que loolu juste après dogalu cour suprême bi la. yaa ngi dégg parce que Karim Meïssa Wade dafa def appel ci cour suprême pour ñu jox ko carte électeur. mais lan moo waroon doon taxawaay maître Madické Niang bu fekkee loolu am na ci parti boo xam ne dafa am règlement intérieur am ay statut am. que koo xamante ne nanguwoo parce que jusqu'ici dañu jàpp ni Karim Meïssa Wade moom la ñu investir ci ab congrès boo xam comme ni ngeen ko définir ci parti démocratique sénégalais. su demee ba yeneen responsable ne ko kat kilifa gi gis nañu situation bi doy nga ñu. jamono boobu lan moo waroon doon taxawaay maître Madické Niang lu dul mu xeex loolu jëmmal ko ci parti bi ba ñu dem. waa xam nga parti xam nga soo waxee doxalinu parti. da ngay indi beneen problème. parce que parti dafa am règlement intérieur am statut. parti kenn du ko donnante. yaakaar naa ñi jóge PDS ñu bëri principe bu parti dañ koy donnante loolu moo tax man bokk naa ci li ma génne PDS. parce que parti association la ay nit ñoo ci bokk même boo ko sosee. boo demee ba mu yàgg moomatoo parti bi association la ay nit dañoo dugg ci parti bi jënd seeni carte nekk membre militer am ay idée am ay ambition parti benn nit moomu ko ñaari nit moomu ko association la association bi mooy dogal li xew biir parti démocratique sénégalais dafa am bopp
boo xamante ne du ma leen citer ñoo xamante ne dañuy liggéey pour Macky Sall des ci bopp réew mi. déet waroon nga ñëw citer nag. waaw ci loolu yow. waaw ba dañuy liggéey parce que li tax ma ne la dañuy liggéey pour Macky Sall des ci bopp réew mi mooy que boo demee ba xam ni ñun wóor na Sénégal yépp wóor na leen ni Macky Sall teg na système boo xamante ne ci réew mi waxuma ni système bu baax la de système bu injuste la pour fexe ba du jàkkaarloog benn candidat bu mag muy Khalifa Sall utiliser na justice bi contre Khalifa Sall utiliser na justice bi contre Karim Meïssa Wade bu fekkee ni xam nañ ni kii lii lay def te du ci reculer il faut que ay stratégie mooy lal parti il faut une candidature alternative parce que fii ñu jëm ni deux choses mooy am opposition bi génn na la loi sur le parrainage mais la loi sur le parrainage c'est pourquoi filtre la examen sax ñoom lañ ko tudde ba Sénégal des Sénégal ba tey kenn mësul gis président de la République buy tànn ay candidats. mais yow yëkkati nga parce que loi sur le parrainage excusez-moi je termine la loi sur le parrainage mooy loi bi nga xam ni man président de la République teg naa ko par force génne samay charte de combat génne sama police empêcher opposition bi ñu riposter mu imposer loi bi pour fexe réduire le maximum de candidats su ko defee candidats yooyu seen peut-être que seen leader bu jàllul ñoom ñu mën a am un taux d'abstention. seen jàll madame Dieng jaaxal na lu bëri. parce que yow si ñi yéen mujjee fës ngeen bokk ba pare ngeen jàll. yow bu jàll doon am yéen certainement ñu bëri jàpp nañu waroo leen parce que ñun ñoo waral coow li. boo gisee coow li bari ñun ñoo ko waral dama doon wax ni taux d'abstention bi dinaa ñëw ci sa question taux d'abstention bi bu élevé kon tey Macky Sall day am chance jàll dès le premier tour. loolu moo waraloon maître Madické Niang ne waa PDS attention bu ñu demee ba ci fin bi bu Karim jàllul il faut ñu am alternative pour ñu bañ a toog bañ a voté ji. ana réew mi. yaa ngi dégg réew mi dina ñëw parce que teg nañ programme bu am solo pour changer réew mi changer justice bi nii muy doxee parce que sénégalais sonn nañ ci. kumba am ndey ak kumba am ndey. tey wax nga aspect bu am solo léegi mooy. tey aspect bu am solo bu mu wax mooy. da nga ne am na ñoo xam ne nañ ko utal feuille muy bind parce que sama question sax man ak. waaw mooy moom léegi dafa souligner lu am solo te loolu moom lañ leen di jiiñ boobu ak tey dem na sax ba am ñu ne nañ leen génnee ci collectif des 25. parce que yéen faroo leen ak ñoom yéen da ngeen di liggéey. xam nga lan moo jaaxal da nga may yeggal xam nga ñoo xam ne ñamewuñu tudd seen tur. wala boog dañuy déem jaar naan am na ñoo xam ne ñu ëpp tey jii boo leen laajoon ci pet ñu ne la Madické Niang day liggéey ci suuf pour président sortant Macky Sall ndax gis nañ période bi nga xam ni génn ngeen ko pour dem uti ay parrain gis nañ ni itam ñu bëri ci opposition bi ay tóop lañ leen jàppee dañoo gis ni da ngeen nekk ci C25 bi rek pour di comme ni ko maître Abdoulaye Wade waxee d'ailleurs pour infiltrer wala di indi ay jaxase diviser pour mieux régner wala pour mën a may président sortant li nga xamante ne moom la bëgg. waaw xam nga question boobu c'est vrai que ñu ngi koy agité mais olof dafay wax ne ku sa gémmiñ duñ laajte doo wax jaama parce que dañu temps bi ñu utiliser pour am parrainage moo jaaxal ñëpp loolu laa bëgg a leeral sénégalais yi. jaaxalu la. jaaxaluma man parce que man dama bokk ci li indi parrainage bi parce que bul fàtte ni maître Madické Niang ci PDS la génn la bokk am responsable yu bari yu nekk PDS. mën nga ñoo jox seen tur. du ma jox turu kenn. parce que man xam naa ñoom xam nañu te ñu ngi ñuy déglu. Massaly wax na ko xëy na Massaly mooy ëpp liberté pour wax ko. mais am na ci ñu bari ñoo xam ne 2 parrainages la ñu def. 2 parrainages da nga bëgg lu leer da nga may tuuti rek. ma leeral 2 parrainages dañoo parrainé jox Karim Wade parrainé jox maître Madické Niang. loolu am na ci biir PDS. doublon yi de kon loi dégg nga non dañuy def 1000 parrains. jël 500 jox Karim Wade jël 500 jox maître Madické Niang benn ngi noonu. deuxièmement maître Madické Niang dafa ànd ak ay parti politique man je suis chef de parti man personnellement jox naa maître Madické Niang 20 000 parrains. peut-être dañ la laaj loo compté yow. attention li ma compté dina leer élection yi ñu ngi ci jëm. du dëgg am yeneeni parti bu ñëwoo ak sa loxo neen ñii 25 000 parrains ñii 30 000 parrains. yaa ngi dégg ñii 10 000 parrains ñii 5 000 parrains loolu am na
mu am également maître Madické Niang nekkoon nekk ci biir réew mi nekk ministre de la justice nekk ministre des affaires étrangères dëkk Touba nga xam ni booy calculer le nombre d'électeurs aujourd'hui au Sénégal ñaari région ñoo fi ëpp électeurs. kon am na temps liggéey daal nga c'est la région attendez que je termine c'est la région de Dakar et la région de Diourbel ñoo ëpp électeurs ci Sénégal on a eu 100 000 parrains dans le département de Mbacké te parrains yooyu ay kilifa diine ñoo woo seeni njaboot ba nu ñëw ñu ne leen damaa bëgg ngeen am 10 000 parrains ngi nii damaa bëgg ngeen parrain. mais nañ leeral nag parrain yooyu tekkiwul ni bu élection jotee ñoom ñoo dégg nga kon parrainage bi il faut aussi qu'on avance temps ba pare da ngeen ma laaj question bu am solo ci parrainage oppose ñiy wax ni ñun ay topp lañu di dem ci làmb ji ñun ay tëbbu Macky Sall lañu pour quelle raison ñu nekk tëbbu Macky Sall seen bos dafa gaaw loolu la ñu wax dafa gaaw waaw gaaw na expliqué naa pourquoi mu gaaw j'ai donné les raisons te raisons yooyu borom xel bu nekk mun nga comprendre ni raison yooyu am na man mi dëkk département de Pikine rek mun naa parrainer maître Madické Niang man kese Pikine moo ëpp mbooloo presque ci région de Dakar. mais yow rek doo fa responsable. waaw mais man ak Amadou Diarra ñeneen a nga Pikine dajaloo nañu bu baax jël ay parrainage yu bari jox ko maître Madické. mais buñ taxee ci léegi nag xam nga lan moo am importance ma daaneel rek est-ce que réellement pare na parce que tamit au-delà de pare na nañ la nangam dafa am responsabilité bi am derrière ci li muy sàkku. réew lay laaj. te jàpp naa ne xëy na ñi koy song du rek dañuy jóg nii rek ci seen lal géntu ko rek yeewu ni laaj leen ma. il faut ñu peser ko xam surtout ci contexte bi ngeen koy laajee. tey dañu am population boo xamante ni elle est de plus en plus exigeante ci li nga xamante ne mooy seeni vécu est-ce que maître Madické Niang mesuré na ample parce que souvent bu ñu ko déggee dafa naan sama candidature pour sauver parti démocratique sénégalais dama ñëw pour ni bis bu ma yàlla joxee réew mi ma jëlaat lépp delloo ko ci loxoy maître Abdoulaye Wade woon ko c'est-à-dire on ne sent pas derrière waaw ki ngay xeexal wala ki ngay wax on ne sent pas ana ci li muy wax ak li muy woote woo askan boobu nga xamante ne du peut-être loolu moo leen intéressé. D'accord. Cela ne veut pas dire que ni on remet en cause li Abdoulaye Wade doon je veux dire nit ñi am na leen lu leen soxal en tant que yéen politique ngeen koy bàyyee xel mooy doomu aadama ji ci processus am. ba ci mujjantalam la mu soxla ci dundam ngeen koy taxaw est-ce que natt na responsabilité yooyu. waaw xam nga y a deux choses d'abord dama bëgg a eggale sama question ñëw ci sa question man du ma occulter benn question. mais li ma wax ni opposition bi tey li leen war xam nga mooy lan yaa président Macky Sall et 4 candidats du tamante ay dëmm ci sunu biir parce que président maître Madické Niang gisuma lan mooy tax du alal du position parce que depuis ñun ñëpp ñu génn PDS ñii dem nañ fekki Macky Sall ñeneen ñi ngi ci opposition bi moom rek moo des parti démocratique sénégalais di fa xeex te lu tax temps bu muy xeex yëpp nekk avocat Karim Wade di dem ci marché yi di sonn pourquoi moment boobu Macky Sall jënd ko kon dafay xaar ba mu nekk candidat mu soog ko jënd pour quelle raison parce que Macky Sall li ko gënal tey mooy le parti démocratique sénégalais qui est le principal parti d'opposition bañ a am candidat loolu ko gënal bu kenn bañ a représenter le parti démocratique sénégalais su ko defee le taux d'abstention dina élevé et bu élevé dina am chance jàll dès le premier tour li may wax mooy opposition bi nañ concentré wu ci coono sénégalais yi parce que sénégalais yi sonn nañu sénégalais yi xiif nañu sénégalais yi mar nañu sénégalais yi bu ñu bëggee faju duñu am possibilité pour faju la jeunesse ñi ngi jàng ba génn am diplôme démb rek fi ma dem. mais ñëw ci question des diplômés maa ngi ñëw ci sa question maa ngi ñëw ci sa question maa ngi ñëw ci sa question parce que da nga ne est-ce que dañu occulter les préoccupations des Sénégalais. est-ce que matee na ko moom. ci laa jëm si yaa ngi dégg donc Sénégalais yi tey li ñuy xaar mooy li nga wax ay propositions yu concrètes waxuñu ne nañu boycotter élection yi parce que buñ ko boycotter dañuy am impasse juridique buñ ko boycotter kon Macky Sall la fiy toog Macky Sall élection moo ko fi teg élection moo ko fi war a jëlee. mais du ay insurrection ay xeex ci mbedd yi am nañu chance au moins def na filtre mais au moins 4 candidats des na fi kon li am solo mooy des propositions concrètes képp koo xamante ne
ñu continuer xeex bi ci biir C25 je suis d'accord ñu continuer xeex bi au niveau des communes parce que duñu bàyyi benn minorité accaparé wu des biens accaparé wu de l'État et des services de l'État. maa ngi ñëw ci question bi da nga cee dinaa ñëw de dinaa ñëw ci sa question boobu ngeen di wax ni seen maître bi ngeen di référé wu donc président Madické Niang dafa sàkk pour ñu dàq leen fa. en fait loolu laa bëgg aussi tamit nga jàngatuñu ko responsabilité est-ce que matee na ko c'est-à-dire ñëw ci question bi. xam nga maître Abdoulaye Wade réew mi fay metti yëpp. waaw maître Abdoulaye Wade mi nga wax moo sàkku pour ñu dàq maître Madické Niang man gëwma loolu parce que maître Abdoulaye Wade xaw ma ban état la toll waxul kenn dégg. Dakar Time waaw mais ñoo ko wax journal moo ko wax mais dégguma ci. entretien ci gémmiñu Abdoulaye Wade mu wax man balaa may gëm wax bi. damay dégg Ablaye Wade mu ni lii kat man maa ko wax on connaît la manipulation qu'il y a dans ce pays. siège député bi nag. yaa ngi dégg siège député bi groupe bi la laaj maître bëgg ko delloo groupe bi ak député bi mu ne ko boo delloo moom ci boppam moo ko ne boo delloo député bi day mel ni génn nga PDS maître Abdoulaye Wade man li may wax source yu wóor la li nit ñi di wax nag dañuy bind rek ci presse bi. xanaa entretien doo ñëw rek ne am naa entretien te fekk amoo ko dama ne man fi may jëlee sama source fu wóor la te li may wax wóor na ma. kon ñaar ñi am na ku ci nax. maître Abdoulaye Wade am na ku leen ci nax ci ñaar ñi. maître Abdoulaye Wade maanaam diggante maître Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang am na ku ciy naxe. kon kay Madické mooy plan B PDS coow li fi indi woon bi ñuy agité moom candidature am boobu sax dëgëru ko ci. taxoon ba coow li indi bañ naan dañ koy dàq loolu indi lettre boobu maître Abdoulaye Wade bindoon ba maître Madické Niang di wax naan Wade dafa juum ba ginnaaw gi ñu dajee Doha ñëw bi boobu ñu ngi agité lii mooy groupe parlementaire na ko delloo mandat bi yow soo dëggalee ni Wade wax na ko ginnaaw gi ne ko maître Madické Niang kat soo delloo lii mooy wane ni génn ko ci parti bi mooy ñaar ñooñu am na ko ci naxe maître Madické Niang musul nax maître Abdoulaye Wade. kon maître Abdoulaye Wade mooy nax maître Madické Niang. wala ñoom ñaar information yi ngeen di jot. déedéet li ñu wax source bi ngeen ñu war a vérifier. déedéet li ñu wax man li nga wax laa taxaw. wala parce que li nga wax laa gëm di nax askan man li nga wax laa gëm man loolu ci laa taxaw. waaw xam nga lan laay wax man li ma wax ma delluwaat ci. dama ne maître Madické Niang musul génn parti démocratique sénégalais. bi mu déposé candidature am na ñoo xam ni laa wax waxuma les militants parce que les militants du parti démocratique sénégalais sont avec maître Madické Niang. loolu moo wóor waxoo loolu sànq li nga xam ni moo am solo mooy maître Madické Niang yaa ngi dégg bi nga xamee ni posé na candidature am dañ ko ne maître Abdoulaye Wade moo demandé jël le groupe parlementaire même bu ko demandé wul woon mën na ko delloo. yaa ngi dégg maître Madické Niang bëgg a delloo lépp loolu laa la wax. waaw d'accord. delloo ko yépp pour mu nekk à l'aise mu ne ko je préfère nga garder sa poste de député. très bien leer na. dégg nga léegi nag xam nga lan moo am importance ndax maître Madické Niang am na ay propositions yu leer pour askanu Sénégal. on aura le temps. loolu dinañ ko ubbi. Pape Ousmane merci beaucoup Père Sala. man maître Madické Niang gis naa ni bukki bi matt Souleymane Ndéné Ndiaye ba mu génn matt Maodo Diagne Fada mu génn. matt ñeneen moom matt maître Madické Niang. bu fekkee bukki booboo ko matt kon léegi mu dugg APR de Père Sala fi nga commencé baaxul de. si mais génn na ñooñu génn ña nga ca camp majorité. xam nga waaw ña nga foofu mais moom génn na laaj beru di damay laaj nekk opposant jàkkaarloo leader yu ñële. vraiment loolu génn na ñee dañoo génn dem fekki président Macky Sall moom dafa génn décalé nekk ñëw opposant wala wane na ni génn. wane na bëgg naa damay li président bëgg laa bëgg. donc am na différence moom ak ñooñu et puis man naw ko ci loolu xam man lan laa musul nangu. Abdoulaye Wade moo ñu jàngal lu bari ci réew mi dafa def 26 ans d'opposition def 12 ans de pouvoir jàngal ñu naka la ñuy bañee tabax réew mi def ay projet bi muy commencé pont yi ak yi dañ daan kay wax tali ay pont kenn du ko lekk tey nit ñi ci la ñuy jaar am na lu mu def lu bari ci Sénégal dañ koy féliciter ndax sunu baay la sunu maam la li ko indil problème mooy lan doom dafa neex dafa sax ci xol bugg a jël lépp jox ko doomam PDS tey ji problème bi mu am kenn indilu ko du Karim Wade bi mu bëgg imposer nit ñi nañ waxante dëgg man musuma gëm ni Karim Wade dina ñëw saa ma fi toogee ñu man leen Karim du ñëw ñu naan def na audio man leen na def vidéo bàyyi parce que boo dee politique yow opposant WhatsApp opposant audio neen fan taxaw wax bu ñu leen dugg Sénégal fa nga nekk def vidéo envoyé nit ñi ni Karim wax na. d'accord ba tey mu ngi nii ñëwul léegi nag PDS
depuis ñun bu ñu xamee ba léegi 26 ans d'opposition 12 ans de pouvoir ay élections ñoom PDS amul candidat loolu gàcce la. comme PS am na yoo xam ne ñaari parti yi bu ñu demul élection Sénégal loolu gàcce la ci réew mi. d'accord léegi nag ma dikkee su fekkee dafa génn nekk ñoo plan B nañu leeral ni plan B la pour PDS parce que tant que dafay mën a tàlli wala mu banku. mais bu dul nax askan wi mooy li nga wax rek soit Abdoulaye Wade moo ñu ne xoolal ma dikkee moo ñuy nax. Massaly barki démb bu taxawee ni waa PDS nañ jàppale ma dikkee naar bu ndaw lu wax ci berkele ba. ndax yee nañ mënul tëb rek jëlee engagement di ko wax parce que politique la ñu nekk. dëgg la mën nañu dem ba dernier virage PDS ja ànd ak ma dikkee et puis c'est normal ah mais ma li ma mënul ba gëm ba mënul gëm mooy bu ñu nax askan wi. ñun askan wi seeni nawle lanu nan ñu jox cër bi ñu leen jox nañu ko delloo wala bu ko ëpp ñu ñooy dugg ci urne yi ñooy voté ñooy tànn ki ñu neex programme nga ñuy mën a tegal ki teg na PSE keneen a ñëw teg leneen bu ñu xool bu ñu ci doy ñu faral kii ki yàlla jox ëllëg réew mi ñu jàppale ñu ay sénégalais lañ. mais naxante bi daal li ma waxoon rek ñaar ñuy wër garab boo fekkul tàmbali bi doo xam ko jiitu. dañ bàyyi nax merci beaucoup Père Sala madame Dieng dinaa ñëwaat si yow si kanam tuuti. Aminata Lo kon ma yem si loolu. waaw ah Dieng lañ ma si yokkal Aminata Lo Dieng. donc madame Lo d'accord on va aller faire une petite pause wala ñu ñëw sax déjà si benn événement balaa ñuy dem pause bu ñu ñëwaatee mën a jàkkaarloo ak suñu artiste premier événement bi léegi-léegi. Mamadou Ndiaye ci yow li ñuy jublu génn tuuti politique bi ñëw wax si deux roues yi. waxal ci politique bi. ah non génnal politique bi. non bàyyi ko ak madame Lo rek. week-end de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière. waaw donc maa ngi leen di nuyuwaat di kontaan ci invitation bi donc du week-end donc ñun presque 3 mois ngi nii ñi ngi nekk ñu ngi commencé Dagana Richard Toll Rosso Sénégal dem Daara Jolof dem Linguère dem Fatick Kolda donc ñu def des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière. D'accord. Donc waxtaan ak autorités yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk yi pour ñu mën a accompagner ak xale yi mën a waxtaan ak ñoom aussi mën leen yee pour ñu xam seen yelleef voilà. waaw ñu wax si wàllu deux roues yi ba nga ko doon wax sànq nekk na ñoo xamante ne xëy na si circulation bi bëri na ay jafe-jafe yoo xam ni souvent ñu gis ko bu ay check point amee. mu di contrôle papier wala muy casque wala yeneen yoo xam ni souvent dinañ ko gis ci wàllu deux roues yi. taxawaayu résoudre ci loolu lan la. waaw taxawaayu résoudre donc loolu moo gën a waral sax suñu campagne de sensibilisation parce que dañu xool ni jeunesse bi dañu xaw a réer ci côté boobu donc dañuy manqué. ay nit yu leen defal ay sensibilisation donc moo tax dëkk bu ñu dem dañuy interpeller préfet bi waxtaan ak ñoom. xamal leen ni ñun kat ñoom lañ fi am donc nañu taxaw xale yi. ci li nga xamante ni moom moo di jëmee kanam. donc parce que moto moom mënuloo ko yor te amuloo kayit mais am nañ habitude rek am xaalis dem jënd moto ñëw yor ko yaakaar ni loolu la te fekk demeewul loolu. donc nous sommes en développement dañu toll ci réew mi nga xamante ni lépp dafa war a leer donc loolu moom mooy yokku. mooy indi développement réew léegi nag ñun aussi xaaruñu ci kenn ñoo jël suñu ay moyens bopp di ko def. jël suñu ay moyens bopp di ko def pour wane ne ñun ay patriotes lañ ci dëkk bi lañ bokk parce que suñu jeunesse soxla nañ ñu donc soxla nañ suñu expérience soxla nañ aussi suñu waxtaan. donc ñu ngi préparé sax pour dem Thiès ci semaine bii di ñëw incha allahu rabbi fii ak samedi bon maa ngi jégalu ci ni ma anticiper. mais non c'est pas grave. voilà mais non anticiper ci côté kilifa yi fa nekk. muy préfet parce que il faut que ñu jox la autorisation ak yooyu. c'est vrai ngay door a joxe confirmation. donc maa ngi ciy jégalu pour balaa ñu koy gisee nen. mais pour wax rek journée de sensibilisation la sur la prévention et la sécurité routière. D'accord. Voilà ensuite waxtaan ak nit ñi parce que dafa am ñoo xam ne aussi dañuy mbubboo affaire deux roues di dem di liggéey ak état de gauche à droite. te ñooñu population bi reconnaître wuñ leen donc xale yi ci région yi ak département yi mer nañ ci loolu donc loolu aussi dafa laaj ñu leeral ko état wax leen ko ñu xam ko ñu def attention bu baax ci ñi nga xam ne ñi ngi ñëw foofu di waxtaan ak ñoom ni ñoom ñooy représenter moto yi surtout particulièrement les Jakarta voilà donc am na ñoo xam ne ñi ngi ñoom ñooy président fédération nangam ak nangam te Sénégal kenn reconnaître leen ñemewuñu dem dugg ci ay régions yi di wax loolu parce que booy ils sont en colère suba sax même waa Tamba waroon nañu jóg pour wax ci loolu
mais résoudre moo leen dalal waxtaan ak ñoom ni leen àdduna kenn du ko defee sànni xeer ak xulu ak xeex. rappelez-moi journée bi ban jour la ak heure bi nga xamante ne ak lieu bi nit yi mën nañ fa ñëw pour fekkee liggéey bi nga xam ni yi di ngeen ko def. voilà donc journée bi mi ngi am Thiès ñu ngi koy déparé mairie. la ñuy def donc am na benn circuit boo xam ni war nañ ko def donc circuit bi bind nañ ko ba pare. ok donc samedi lay am. Une campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière. Très bien. Ensuite, remercier l'État sur la mutation gratuite bi nga xamante ni defaloon nañu ko. Ensuite, projet yi nga xamante ni am na ko pour wàllum dëru. am na ay projet donc ñu ngi ñuy préparer ay permis carte grise même ay terrain sax état bi ñu ngi ñuy préparer pour defal ñu loolu. te loolu yaakaar naa avancement te loolu mos fi am. waaw grande ligne yi nga ma jox nii léegi dama lay bàyyi après ak Moustapha Guèye parce que am nañ tamit rubrique sécurité et prévention routière. et je pense que moom nga ñëw ak moom gën a am. temps pour développer si li nga xamante ne nii di ngeen ko def au-delà de journée boobu am na solo pour ñu gën a mën a yaatal et certainement dinañ la bàyyee coordonné ak moom. Moustapha pour mu mën a wéyal waxtaan naa ko ci sànni. parce que nous sommes au nombre de. Mamadou foog nga dencal ma loolu. waaw mais nii rek ma tënk la am na yeneen gis nga sama artiste a ngi toog di ma xaar bu ba léegi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi si ginnaaw donc il faut nga comprendre ñu bàyyi la ak Moustapha et très certainement dina la jëlaat pour nga mën a ñëw fii yaatal li nga xam ni doon nga ko waxtaanee léegi ñu def une pub après ñu dellusiwaat. Puisé au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. Les week-ends économiques du groupe Excaf Télécom reprennent avec beaucoup d'innovation. Démarrage le 9 février 2019 au monument de la Renaissance. Faciliter le contact entre le producteur et le consommateur final, tel est notre credo. Pour tout renseignement, appelez le 77 016 29 05, le 77 920 36 89, le 76 614 60 85. En bon leader, venez réaliser vos projets les plus ambitieux. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Excaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Excaf Events, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Events, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de...
xamoon doo dem bàyyi ma suma yëgul doo dem fàtte ma sama mbëggeel yow lay xalaat sama mbëggeel sama mbëggeel waaw yow lay xalaat sama mbëggeel suma yëgoon doo dem fàtte ma suma xamoon doo dem bàyyi ma sama mbëggeel waaw yow lay xalaat sama mbëggeel sama mbëggeel waaw yow lay xalaat sama mbëggeel booba léegi maa ngi lay xaar yow ñëwuloo may loo kañ ngay ñëw booba léegi maa ngi lay xaar yow ñëwuloo jarabi kañ ngay ñëw man sonn naa kay jël si ma toy no do li ñuy saf saf sa mo gis le dañuy jaxasoo maanaam teg le saf 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 ak ko saf saf dañuy bëri sag ne leen di sikki lu ñuy métti métti ma doon seen sëriñ kilifa saa ñuy jàggee ma di la ñàkkal pour que ba cër bi na fekk waxtaan ba mu ne maay doktooram fu nga teg koor te duma ko fut door te duma ko nekk door mën nga dig door ñu jaay sa doole di lay teg koor te di ñooy ko mum apoñe 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 Mona kañ ngay ñëw ni ñaaloonu ni ñaaloonu ñamira kunuko ani bi manke chilidi ñamira Sissoko ak famille Sissoko gis naa ni dugal na ci Père Sala presque waroon nga koo bañ a def nag ndax Père Sala dañ fiy faral di ñëw di ko defal ay baax te ñun duñu ko defal ñu nangu ko tey nag war na koo nangu waaye nag encore une fois di rafetlu li nga xamante ne teew na fii mi ngi doon wax ne génne na album bi le 28 décembre passé te ba léegi mi ngi ci promotion bi xel ak xol nga may ñu léegi mbëggeel dama koy faral di laajte nag mbëggeel bi waaw ndax ki ngay waxal nii dégg na la yow. waaw xam nga mbëggeel dafa bëri façon. ma ne kii ngay waxal. non man mbëggeel bu may wax maanaam nit bu juddoo day faral di si yaayam tout le temps. dëgg la. léegi nu muy gisee yaayam day bëgg yaayam extra mooy dem jardin enfant
wala école mbëggeel diggante ma yaayam day wàññeeku tuuti mu dem ba am coro di coronte affaire yi wàññeeku waat léegi nag kii la moo tax déggul wala waaw non déggoo ma xanaa léegi nag bu demee ba mu yàgg maanaam mën nga bëgg sa cousin sa oncle sa liggéey lépp looy def mën nga ko bëgg waaye mbëggeel bu gën a am importance mooy yow ndax soo bëggul sa bopp doo bëgg keneen ci wàllu promotion bi lan moo nekk en vue ci li nga xam ni ci fan yi ñu jëm te nga koy waajal waaw fan yi dañoo war a def benn concert Thiaroye déjà di remercier Cheikh Dieng maire de Thiaroye moom nga xam ne moo war a taxaw si affaires yi pour affaires yi dem si kanam ak yeneen concert yi nga xam ne ñoo ngi koy pare Tubaab Jalaaw ñoo ngi war a jouer fii si Dakar. D'accord. affaire yi moo ngi ñëw quoi. Inch'Allah. waaw. merci beaucoup Prince Moussa Cissokho am na solo loolu ci li nga xamante ne indil nañu ko tey Fama tey daal kontaan naa si yow macha allah ñu ñëw ci suñu événement beneen bi desoon ma doon wax sànq. Et cette fois, on reçoit Pape Matar Diédhiou, soliste du groupe Siggil Sikro. C'est ça, international des HLM. Action citoyenne, un groupe qui est en train de sensibiliser la jeunesse sur les méfaits de la drogue. Si, parce que maa ngi nuyu ñu fi fekk ñëpp. Madame la ministre ak suñu père ak Prince ñoom Sankoum parce que ci milieu bi si lii laa nekk yàgg nañ daje Blaise Senghor répétition yeeg. moo tax gis naa la kay wane nga sa bopp sànq. ñoom xamante nañ quoi avant lii xamante nañ ñoo bokk milieu bi. looloo tax quoi mais dañoo am benn événement bu rëy. muy ban jour. bon le 26 janvier mi ngi xewee HLM 1 fii. comprendre parce que ñun dañu nekk si milieu sport di yëngu. ñu ngi bokk 12e gaynde di ànd ak équipe nationale ci coupe du monde yeeg coupe d'Afrique mais dañu gis ñun étranger yi ni ñuy concevoir sport par rapport ak Sénégal. parce que ñun Sénégal fii dañuy def sport avec la violence. parce que gis nañ temps yi rek tout récemment lamb ji ay nit ñoo xamante ni dañuy dox seen soxla ñu fekk leen fa agressé leen nangu lu ñu yor dem seen yoon. te loolu ñun bu ñu gisee ñuy dem Afrique di gis africains yi ni ñuy concevoir sport. bi ñu demee si coupe du monde bi rek équipe yi ñu joué yëpp Pologne bi ñu joué ak moom di Pologne yi génnee si mbedd bi dañu ñëw accolade ñu simi seen ay maillot pour ñu échanger ak ñun bi ñuy ñëw indi nañ maillot Pologne indi nañ maillot Japon indi nañ maillot Colombie. comprendre mais Sénégal bi ñu demee tey bay def sport avec la violence loolu war nañ ci xool loolu tax événement bi looloo ko waral. mais drogue méfait nga wax muy drogue bi si ndaw yi. da nga gis ne violence boobu noonu usage drogue moo ko indi. waaw mais parce que tam booy benn instant li ñuy consommer moo tax peut-être duñu lucide parce que am na ñoo xam boo sañee fekk jigéen. am na ñoo xam dañoo xër rek. boo sañee fekk jigéen nga xamante ne ak ni mu mel di jigéen bon sensibilité bi ñu nekkee. yor téléphone man dama fekkee benn affaire boo xam ba léegi daf ma touché. parce que Gris Bordeaux ak Modou Lô seen premier combat. bi ñuy def signature bi place de l'Obélisque la woon. maa ngi jógee répétition Blaise Senghor génn taxaw si bunt bi Blaise Senghor ak Blaise Diagne xam nga dañ def en face nii. mais dafa am benn élève une jeune fille 16 ans 17 ans génn boot saagam yor téléphone am di téléphone dox. mais booy jógee Parcelles ñu ngi jógee l'Obélisque di ñibbi ñu ngi def groupe mais bi ñu ko fekkee fu mu taxaw non c'est extraordinaire. dañ ko xale bi dañ ko agressé mu tëdd ñu fekk ko fa li mu yor yëpp yóbbu nañ ko saag bu mu odo sax dañ ko yóbbu loolu ça m'a fait très mal te ñun dañuy dem fu nekk ci Afrique. D'accord. di gis étranger yi ni ñuy comporté woo avec le sport comprendre yooyu bu ñu ko gisee suñu biir dëkk loolu ngeen bëgg a jàngal ndaw fii. non daf ñu léegi nag dañu invité association yi nekk biir HLM. Très bien. di nekk lutte contre la non violence ak lutte contre la drogue ñoom dañuy ñëw ci événement bi def sensibilisation. parce que dañuy invité association fa nekk yëpp. invité politiciens yi invité monsieur le maire. D'accord. ba ministre Matar Ba parce que ñun bu ñu nekkee ci yenn compétition sportive yi ñooy nekk. ay ñoom Ndongo Ndiaye président de la République conseiller ñoom ñëpp dañ leen invité pour ñu ñëw bu ñu ñëwee nag ñu waxtaan ci loolu. parce que loolu tam pour man war nañ ci mën a bàyyiwaat pour loolu mën a dañ fii quoi. jërëjëf Pape Matar Diédhiou dina certainement am équipe boo xam ne dina ñëw surtout pour journal. jël xibaar boobu ndax it comme li nga wax rek jar na ñu gën ko yaatal ba nga xamante ne ñu bëri dinañ ci jot incha allah le 26 janvier. fi nga wax fii ci HLM tam bi suñu benn nijaay bu ñu wax Kader Fall. waaw parce que moom moo tax tey ba lii yëpp am ñu mën a xam nga rek am métier nekk ci art. di ci mën a gagner lu bëri daal. jërëjëf Pape Ousmane. ma bàyyi la ak sa gat. ndax waxu waa C25 dañu wax ni dañuy jàkkaarloo président Macky Sall ci li mu bëgg a def te duñ ko nangu tax ñëpp ngi woote dal. waxu C25 boobu engagé na maître Madické Niang.
bien sûr que engagé nañu parce que président Macky Sall depuis mu nekk ci bopp réew mi doole rek lay jaay ñun dañ doon gis ni pouvoir mooy ut jàmm. kon maître Madické Niang ànd na ci delloo ko doole. bien sûr parce que membre C25 lañu membre ci lañu bokk chaque réunion suñu représentants yi ñu ngi ci biir C25 lutte bi ñuy lutter partagé nañ ko parce que président Macky Sall depuis mu nekk fii doole rek lay jaay amul parce que ma daan gis pouvoir ñoom ñooy ut jàmm. mais puisque yéen jàll ngeen xeex boobu noonu lu mu leen di yokku. pardon maanaam comme yéen jàll ngeen candidat ngeen léegi nangul nañ leen. léegi xeex boobu ngeen di xeex ànd ak ñoom lan lay yokku je veux dire lan lay yokku maître Madické Niang ak seen coalition. xeexu principe d'abord. principe loi sur le parrainage nga jël ay doomu aadama ay kilifa ñu def seen candidature pour des raisons yow purement de position nga utiliser état bi utiliser jumtuwaay état bi pour éliminer leen. pourtant yow jàll nga pourtant yow loolu dañ ko utiliser mais jàll nga. waaw mais c'est antidémocratique. mais yow jàll benn ñaar. non dama ne jàll nga. le fichier. ñi ngi wax ne ñaari fichier moo fi am. il faut mu permettre opposition bi ñu xool fichier bi. vérifier le 24 la formation bu daaf nee na di ngeen jot DGE pardon di ngeen. à 15 jours de l'élection waroon nañ ko xam. 15 jours avant. waroon nañ ko xam non waroon nañ ko xam au moins un mois avant. c'est pas ça que le code a dit. Non, le code n'a pas dit ça. Tout parti politique légalement constitué, 45 jours avant l'élection, bi am nga droit de vérifier le code électoral. Yaa ngi dégg tey le problème qui se pose xam nga mooy lan mooy jaay doole. article bi nga convoqué bu baaxul. Yaa ngi dégg jaay doole. Président Macky Sall lépp lu mu teg ci réew mi parrainage jaay doole. Éliminer ay candidats par une gymnastique xaar ma égalé par une gymnastique. Utiliser état bi utiliser justice bi pour éliminer ay candidats. mais kon bu fekkee ni noonu la demee mooy dañuy éliminer ay candidats yi mu jàpp ni dinañ ko sonal ci élection bi kon xanaa kon yéen kon bokku leen. ci ñu ko war a sonal moo tax xam nga loi parrainage bi dafa am xam nga ñun boo gisee ñu jàll. ñu bari ñu ngi wax pourquoi ñu jàll. parce que ñun parrainage bi ku nekk peut-être ak ni nga doxalee. yaa ngi dégg ñun parrainage bi dañu am nañ 500 000 parrains def nañ filtrage. parce que attention am na ñoo xam ne am nañ carte d'identité mais kon parrainage bi baax na. déglu li ma la wax am nañ carte d'identité ngeen ba organiser wu def filtre boobu ba mën a jàll. may ma mais ngeen bëgg a taxaw ci geneen wàll gi ne non am nañ carte d'identité mais carte d'identité bi ñu am retrouvé wul ci fichier bi. xam nga loolu mooy problème mu parrainage mais vous n'êtes pas cohérent. c'est que fii ma dama fi gisul cohérence daal. nga baax na soo bëggee ma leeral. li tax man gisuma ci cohérence mooy. am na cohérence. xaar ma wax la li tax ma jàpp ne amul cohérence. yéen bëggoo ma bàyyi ma développé. si bëgg naa la bàyyi il faut nga bàyyi ma développé. mais fi ngay dem yaa ngi dégg donc le problème mooy. tey dañuy xeexu principe. kii bi élection bi comme nii la dogale man ni ma gisee. sunu coalition ni mu gisee. mooy ñu continuer xeex bi. fexe ba élection bi leer. le processus électoral ñu respecté ko. fichier bi nga xamante ne moom la ñu wax ñu génne fichier bu baax bi sénégalais yi ñun ñi nga xam ne ñooy candidat ñu am possibilité vérifier fichier bi. mais incohérence bi mooy maintenant dernière question incohérence bi mooy li ngay décrire yëpp ne parrainage bu baaxul ak processus beeg yooyu mais li ma jaaxal mooy ci nga jàllee alors ci nga jàllee ne derrière dafa am organisation bu la permettre nga jàll kon ma déggee ci ne kon ñi jàllut dañu amul organisation boobu. non waxewu ma noonu non maanaam xam nga tamit logique pour logique. dama waxee logique rek bu ne ko dàq. alors léegi bu fekkee ne yow yaa ngi décrire loolu te ñi nga jàllee. man gisuma fa cohérence moo tax ma ne la xeex bi ngeen di xeex. ci C25. dama ne. ana njariñ li. dama ne am na ñu bari ñu am parrainage. da nga ma dégluwul peut-être il faut nga déglu ma. ñu bari ñu am parrainage. dañ leen a parrainé te carte d'identité yi leen parrainé nekkul ci fichier bi. d'accord loolu laa la expliqué. donc bu ñu demee parrainage mun nañ leen rejeter. tu as compris donc base fichier bi moo am problème. carte d'identité yi leen parrainé retrouver wuñ ko ci fichier bi. looloo tax ñu rejeter leen. li ci des mooy xam nga lan. mooy xeex bi man d'accorduma ci nañu bloqué ba ñu boycotter élection. nañu xeex ba élection yi jaar ci yoon. candidat yi nga xamante ne yàlla dogalul ñu am chance jàll ñu waxtaan ak candidat yu jàll ñu def des fortes coalitions pour mën a dem élection ci yoon
exiger résultat yi génn ci urne yi ñu respecté ko li ma gëm mooy sénégalais yi tourné nañ le dos au président Macky Sall. merci parce que lépp lu mu digee woon lépp lu mu digee woon non doo jeexale na si propagande def nga ko ba mu baax nag ba fin bi nga bëgg koo yàq bu ko yàq waaw buñ fi bàyyil mise en demeure dimbali ñu rek général kat kon war na wax ak waa RTS non ñun fii la ñuy gérer yàlla def na RTS mi ngi def lu leen neex per sala gis naa sa fudd bu màgg ba nga def askan bi yëpp gis nañ waaw jeexalee ñu dimbali ñu ak avis du jour bu neex xam nga ñun dañuy jékki-jékki fàtte jékki-jékki fàtte ne sax ñoo ngi ci émission bi ndax politiciens yi dañuy jàpp otage voilà xam nga li waxoon naa ko fii ay ndongo fukki ndongo ak ñaar boo leen saraxee 1000 francs li fekk séddoo wuñ dañ tàqali ko te politiciens yi dañu war a xam ne ñun réew mi ñu boole te mënuñu ko séddoo ku ne am nga droit laaj mais laaj ak ni nga war a laaje laaj bu fekkee dafa yem ci ŋàññante ak xasante ak waxante lu ñaaw rek loolu mën naa ñàkk réew moo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo am benn grade boo xam ni naar yi amuñu ko français yi amuñu ko indo yi amuñu ko benn sénégalais moo ko muy benn africain muy Khadim Rasoul Serigne Touba nga am benn nit koo xam ni dafa bind ci Seydina Mohamed ba ñu yaakaar ni sax dafa fekk jamonoom muy Maam El Hadj Malick Sy nga am ko benn Maam Baye nee naa la tey boo bindoon benn lettre ni nañ ko jox seexal islam boo ko sànnee fenn rek lay jëm Kaolack Maam Baye Niass rek moo dégg loolu nga am benn lettre nga bind ko sànni ko ni joxal ma ko seexal xalifa tuwaawoon rek jëm rek Serigne Babacar Sy nga am benn lettre bind ko sànni ko ni sànnil ma ko joxal ma ko borom jumaa ji Xaadim Rasul lañ koy jox kon ko am loolu nanu sauvegarder loolu Sénégal dafa am ay jigéen am ay xale am ñu am doole ak ñu néew doole te ñu néew doole yi ñoo ëpp yaakaar naa ne saako ceeb boo ko tegee ci buntu kër gi ni ko attunu doo ci lekk sa parental ba ci kër gi ci lekk bonne nuit merci beaucoup Père Sala Bigué am na solo ci jàngat bi nga xamante ne mën nañ ko jëlee ci avis du jour plus bu ñu defal tey léegi-léegi xibaaru maraxi ak Serigne Modou Mbacké Niang ndax ñëwaat na di remercier toute l'équipe on se donne rendez-vous demain à 17h inchallah